di d'accord naa bu ñu si jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ànd ak ñun ci seen émission Faram Facce ñu am mbégte dellu si ak yéen ci émission bi ni ñu koy amalee àllarba bu jot ci waxtu bi tey ñu dikk nag ci li nga xam ni dafa yëngal àddina ndax mën nañu wax ni bokk na ci ndax daanaka sax ñaari ponk la ñu bëgg a waxtaane waaye ponk bi ci jiitu dafa ëpp solo ponk yëpp ndax olof dafay wax ni bala nga naan naam ne fa yaakaar naa lu bëri bala nga koy tal dafay fekk nga am wér-gu-yaram soxla bu dee ñaar olof day wax dafa fekk nga am wér-gu-yaram kon nañu jàpp ni li nga xam ni mooy ponk bi jara waxtaane ponk bi mat a waxtaane te ponk la boo xam ni àddina yëpp ñu ngi koy wax moom mooy mbiru coronavirus bi loolu nag moo tax tey seen émission Faram Facce tànn ay taskatu xibaar yoo xam ni jàpp nañu ne am nañu ci solo ndax itam seen liggéey seen taxawaay ci jàngoro jooju am na solo ci askan wi nga xam ni ñoom la ñuy déglu ci li nga xam ni moom mooy leen di gindi ci jàngoro ji naka lañ koy moytoo naka la ñu mën a def ba itam bu leen dalee yan matuwaay lañ war a jël canal yooyu nga xam ne nag ñoom la ñuy jaar canal yooyu mooy canalu tas xibaar loolu moo tax ñu tànn ci ñaar ci ñoom kenn ki di Souleymane Niang moom mooy directeur de l'information fii ci groupe Futurs Médias maa ngi lay nuyu directeur. maa ngi lay fay sëñ Ngagne di nuyu suñu téléspectateurs yi. di la gërëm ci invitation bi. jërëjëf directeur ñu ànd ci ak Abdoulaye Cissé Abdoulaye maa ngi lay nuyu. Ngagne maa ngi lay fay di nuyu. Souleymane Niang am mbégte bokk ak moom plateau bi. waaw mais di wuy si waat sa invitation. jërëjëf ni nga koy waxee leeral rek. jërëjëf xam naa ni dañuy tàmbali ak Abdoulaye te su ma ko waxee Souleymane dina ko comprendre ñi nga xam ni itam ñooy déglu rajo Futurs Médias dinañu xam lu tax ñu njëkkee ci ki nga xam ne mooy Abdoulaye Cissé Abdoulaye ci sa chronique bu mujj bi daanaka da nga ci tënk lu bari ci mbiru coronavirus bi dem nga sax ba indi ci addis ku déglu dina xam ni indi nga si lu bari ci wàllu histoire waaye indi nga si itam ni nga xam ni noonu la ci nit ñi mën a taxawee ak jafe-jafe yi nga xam ni am na ci ngir aar ko nag carrément waaye ni ma la ko waxee dem nga ba indi ci addis boo xam ni yonent bi moo ko solo ci ni nga xam ni noonu la askan wi war a moytandoo bu fekkente ni musiba jàngoro am na ci réew. Abdoulaye ndax mën nga ñu dellu si waatal ci chronique bi nan la la inspiré ak lan moo tax nga yëkkati ko ak lan nga ci bëggoon a leeral. nga jërëjëf chronique bi souvent sax bu ñuy def chronique je pense que li ñu ciy jublu mooy. gëstu jàngat boo xam ne weesu na xëy na li ku nekk mën a toog mën koo gis. voilà ñu jàngat ci ay fait ci ay loo xam ne nii ci suñu gëstu bopp la wala loo xam ne ci ay fait la yu ñu dund. waaye jëlee ko ci histoire jëlee ko ci yeneen i source ak yeneen ak yeneen jàngat bi nag lu gàtt rek la. muy feebar bu xew ubbale àdduna bi. ñëpp a ciy wax li ci am solo mooy dañoo tolloon jamonoy prévention boo nee prévention mooy faggu. parce que bi ñu koy def amoon na njort ne dara xewagul mais xel lu mu gàttoon gàtt waroon na mën a jàpp ni dana ñëw. te loolu defe naa mooy li ëppoon solo. kañ lay doon. dama ci doon wax ni sax xëy na mu ngi fi. te boobu gisaguloo ko. voilà dëgg la bon ñu bëri jàppee ko gisaani mais du gisaani. damay tooñ ñenn sax wax leen ni bu ma sañoon ñiy xelal ñi nga xam ne ñoo yor décision bi ñoom ñoo waroon am gis-gis boobu. pour anticiper du prétention mais lépp lu xew ci ay fait bu ñu koy jàngat boo anticiper wul presque amul njariñ. ñaar ba ñett rek laa ci jukki bu njëkk bi mooy ni mu xewee ci àdduna. te ñoo xam ni àdduna amul frontière. virus xamul nit ku ñuul xamul nit ku weex ndax feebar jibee na fii Afrique. wërale àdduna bi yëpp. ñeneen ñi ni ñu ci faggoo moo tax xëy na boo jëlee bu gàtt Ebola. Ebola li tax lawul ci dëkku tugal yi. dañoo xam ñoom ni ñu koy fagandikoo parce que Ebola dafa bokk ci xeetu maladie ñuy wax maladie honteuse parce que boo ko amee ñu ne saleté moo la ko yóbboo. fagu ci dafa jëm ci set ak sellal. fexe ba looy nekk mu set looy lekk mu set lu la nit di jox mu doon lu sell. xam nga loolu aussi yàlla moo ci dimbale réew yu tugal yi parce que modernité xëy na bokk na ci luy gën a indi set. donc ñu mucc ci ñoom.
Ebola ci gis nga ko ci réew Afrique yi la nekkoon donte neewuñu tubaab du ko am mais ñoom dañ cee fagu ci wàllu set gi lii xew nag di feebar boo xamante ni ci nooy yi ci tuflit ci leneen ak leneen ci joxante loxo ndax gut yi mën naa nekk ci loxo joxante loxo yooyu yëpp ñu gis ni ña nga xam ne nii ci ñoom la xew donte nit ñi xëy na tollooguñu ci wut saafara mais ñu toll ci nu ñuy fexee ba mu law parce que loolu mooy problème épidémie soo ko déggee mooy feebar bu ñëw dalandoo ñu bari ba nar a déborder ci fi ñu koy jëlee en charge épidémie du caagan feebar bu bees parce que nit ñi dañu yaakaar épidémie rek mooy feebar bu bees bu ñu xamagul épidémie mën naa doon. mooy lu law rek mooy feebar bu law. voilà mooy feebar bu law mën na ñëpp sojandoo mbaa ñëpp si buróondoo loolu itam mën nañu ko jàppee épidémie. te leneen li ci am mooy. li yokk jafe-jafe mooy bu ko ñu bëri amandoowee. demandoo hôpital. jëndandoo garab. boo demee da nga saali. parce que da nga naan man maa ngi fi pendant 2 heures seetaguñu ma. mais loolu li ko waral mooy moyens yi matewul pour rush bi nga xam ne mooy ñëw. dëkki tubaab yi nga xam ne nii yëf yi fa la xewee amaana lijjantee gu ñu faj bi li nekk seen yitte mooy bu mu law. bu mu law bi nag tooguñu rek naan bu mu law dañoo jël ay pexe ñu gis teg ay jéego xaaruñu ba mu ne këtt ni jonn ñuy door a def. non ñu bëri dañoo def ñu gis donte nag ma ngay law di dugg loolu moo tax ñu artu woon ne ci jéego yooyu. xëy na tey man dëgër fit mën naa wax nii moo ma fi indi ak njort bu rafet. parce que bu ñuy waxal yàlla man voyagé naa ci dëkk boo xam ne tey xëy na peut-être nit ñi nee nañ foofu rek lay foofu lay fi jógee. man le 23 février laa jóge Paris. dimanche 23 février laa jóge Paris man mii vol Air France bi nga xam ne nii moom la ñu ñëwee mais ngañ presque 400 passagers yi nekk ci vol bi yëpp. amul fenn fu ñu jaar ba ñu ne ñu pistolet ba ñu def ñu température ba bi ñu génnee dernier poste de police bi toog nañ sax di ko waxtaanee loolu laa la bëggoon laaj te du yow rek yaa ko wax non dañoo te du yow rek yaa ko wax on était étonné bien évidemment da nga yàkkamtee génn mais d'accord bu ñu seetoon moo gënaloon nit ñi d'accord léegi Abdoulaye dinaa ñëwaat ci yow waaye xam nga itam ministère de la santé dañu nekk ci alerte fi mu nekk nii ñu ngi ci qui vive ak fii ñu toll nii loolu moo tax suñu naataango Chérif Dia mi ngi foofu ca ministère de la santé yaakaar naa am na ndaje bu ñu fa doon def dañuy fekki Chérif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape du nuyu say invité. voilà jërëjëf Chérif fan la mbir yi toll ndax bi ñuy mujj waa dégg li ñu mujj a dégg moom mooy ñeenti cas yoo xam ni jàpp nañu ne am na jàngoro ji donte dinañ leen wax ñenn ci ñoom itam am na ci ñoo xam ni jotaat nañ seen wér-gu-yaram loolu dinañ ci dikk ak yéen Chérif bu fekkee yaa ngi may dégg toujours waaw fan la ndaje bi toll foofu ak lan ngeen ñu ci mën a ndil ci ay leeral. jërëjëf Pape Ngagne comme ni nga ko waxee noonu la sànq la réunion bi pare ngeen gis ko nii sama wet muy docteur Abdoulaye Bousso moom mu jiite rek centre d'urgence des opérations sanitaires donc am pàcc bu am solo boo xamante ni mi ngi koy joué jëm ci xeex jàngoro ji naan coronavirus information bi kan mooy am na ñeenti cas ginnaaw ñaar yi nga xamante ni xamoon nañ ko démb tey ci ngoon am na yeneen ñaari cas yoo xamante ni confirmé nañ ko muy soxna si nga xamante ni kon mooy waa ji amoon mbir ma fële nga xamante ni mooy hôpital Roi Baudouin ak tamit keneen koo xamante ni doomi Angleterre la docteur fi ñu toll nii le point lan lañ mën a wax. def nga point bi fi mu nekk nii am nañu ñeenti cas yoo xam ne am nañu coronavirus bi donc bi ñu tàmbalee ci njëkk bi mooy ki nga xam ne dafa jóge woon réewu France mais kooku Dakar la dëkk dafa demoon France voyagé fa ñëw am jàngoro bi après ñu am góor gi nga xam ne dafa am fanweeri ñeent fukki at. kooku aussi jóge woon France ñëw. juróom-ñett fukki at 80 ans mu ñëw fi am aussi coronavirus bi ba nga xam ne jag nañ si ne ko démb ñu entré ko. ci wàllu seet ñi nga xam ne ñoo taxawal ak ñoom dafa am ñoo xam ne dañ leen war a seet mooy ñëpp ñi nga xam ne dañu tax ak ki feebar. donc ci loolu la ñu def benn examen si soxnaam parce que moom soxnaam ñoom ñoo tukkeendoo bokk avion ñibbi si Dakar. donc moom bi ñu defee analyse am tey gis nañ ni aussi résultat am positif na bi mujj mooy aussi benn soxna la aussi en tout cas moo gën a ndawe moom am na fanweeri at ak ñett moom mi ngi bàyyeekoo ci Angleterre foofu la demoon aussi def quelques fan
ñibbi si Sénégal et dugg si fii Sénégal le 24 février bi mu dugg see aussi après mu commencé am ay signes bi ñu ko suñu système bi détecté ba mu consulter si la ñu ko testé donc tey aussi ñu jox ñu que moom dafa am corona bi donc am nañu fi mu nekk nii ñeenti nit yoo xam ne ñu ngi leen entré ci service des maladies infectieuses hôpital Fann pour faj leen ci feebar bi. ci noonu nag xam nga am na ñoo xamante ni am nañ contact ak ñeent ñi. est-ce que xayma ngeen leen. waaw xayma nañ leen parce que loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a am solo damay wax faral di wax ni genre feebar yi am ay cas yu bees ñun duñu bett parce que ñëpp ñi nga xam ne taxoon nañ ak ñiy feebar feebar mën na leen dal donc du ñëpp systématiquement ñooy feebar mais mën nañ dal donc li am solo su fekkee da nga bëgg a maîtriser genre feebar bi il faut que nga xayma ñëpp ñi nga xam ne ñoo tax ci ñoom. ñaata lan ñooñu. bu ñu xoolee ci ki njëkk mooy tubaab bi njëkk bi am aussi fanweer ak ñett moom jàpp nañ am nañu juróom-ñeenti nit yoo xam ne ñoom ñoo tax ci moom donc pour ñun ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy contact yi gën a am solo. ñu boole ci ñi nga xam ne ñoom la tukkeendoo ci avion bi ci roplaan bi donc foofu am nañ ci téeméer ak fanweer nit. 130 personnes. Maintenant ñi nekk ci roplaan bi ci cas boobu pour ñun suñu xel dina ci xaw a dal tuuti bon même si mënuñu ne lépp dina jaar yoon parce que xalaat nañu gis nañu bi muy tukki feebarul woon ci roplaan bi. mi ngi feebar bi mu nekkee ci bi mu eggee Sénégal. kon mënut a wàll ña ca. donc normalement mënut a wàll mais ñooñu dañ leen di boole donc fi mu nekk nii ñi ngi am na ñoo xam sax ñu ngi ñuy woo ne woon ñu ngi ci avion bi donc ñu ngi essayer am seen ay contact pour au moins xool leen. mais ñooñu déjà bu ñu xoolee boobu ak ñu wàcceeg roplaan ba léegi ñu ngi ci seen 8e jour parce que dafa am fukki fan ak ñeent yoo xam ne dañu leen war a topp bu ñu xoolee kooku. mi ngi dugg si Dakar ki njëkk le 25 février donc à partir du 26 février lañ leen di suivre ba mu mat 14 jours. donc ñooñu semaine moo leen dese pour ñu jàpp ni dara waru leen dal. après nag ñu xool ci ñi ko jege am na juróom-ñeenti nit entre ñaari doomam jabaram ñi liggéey ci kër gi ak ñi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal. ñu jublu ci deuxième bi mooy góor gi nga xam ne am na ñetti fukki at moom bosam moo gën a bëri contact parce que tey rek bi ñu defee suñu xayma yi am nañu ñeen fukki nit ñoo xam ne identifié nañ leen parce que ñoom dañ ñëwoon ci benn dëj ak ñi mu dëkkal ci kër gi ñu boole ki ci nekkoon aussi mooy soxna si donc soxna si bi ñu ko testé am na aussi ñoo xam ne aussi moom am na ñu mu nekkaloon donc am na ay doom moom yu mu àndaloon donc ñoo ñëpp fi mu nekk nii toute la journée suñu équipe yi ci la nekkoon parce que loolu mooy tax nga mën a téye feebar bi il faut nga mën a xool ñëpp ñi nga xam ne ñoo am cas bi ki mujj ki mooy soxna si bi am fanweeri ak ñett yi kooku moom bu ñu xëyee suba incha allah déjà suñu équipe bi commencé nañ ci guddi gi déjà am ay ñi nga xam ne ñoom la taxaloon ñoo xam ne repéré nañ leen mais à partir de demain dinañ gën a am information si nombre de contacts. ci kooku moom mooy gone ak Angleterre gi lan bëgg a taxaw kaam parce que moo fi jiitu ñooñu ñëpp parce que li ma gis ci communiqué bi le 24 février daanaka moom def na fukki fan ak juróom ci Sénégal est-ce que kaam du gën a compliqué ci wàllu contact ak askan bi. non kaam du gën a compliqué xam nga bu ñu naan feebar bi il faut que nga am intervalle la mooy c'est-à-dire bu ñu nee 14 jours lay feeñ am na ñoo xam ne mën nañ leen wàll ñaari fan ñu am feebar bi donc loolu du problème te bu ñu xoolee aussi li ñu gis si cas yi ñu am yëpp amuñu gravité bu am solo noonu donc ñoom ñëpp dañuy wax ak ñoom dañuy dox donc amuñu situation de santé boo xam ne am nañ ci inquiétude donc am nañ ci yaakaar ni que ñooñu bu ñu leen fajee incha allah dinañ mën a wér. léegi nag mooy justement ci ñooñu parce que toll na foo xamante ni xëy na askan wi panique beeg yooyu ba tax na kon laaj na un message à l'endroit des Sénégalais rawatina ci hôpital bi nga xamante ni kon fa lañ leen denc. non warul am panique en tout cas ci hôpital bi ñu leen denc hôpital Fann am na ay services yu bari donc te ñi nga xam ne ñi ngi leen di faj ñi nga xam ne dañ leen entré ñi ngi ci seen service donc ñi ngi leen di faj ñi ngi leen di toppatoo. service boobu nga xam ne mooy service des maladies infectieuses am na yeneen malade yoo xam ne ñu ngi ci beneen bâtiment ñu ngi leen di faj donc amul benn risque vraiment amul benn risque amul benn problème par rapport à la prise en charge ci ak contamination ci population. mais seen état de santé fu mu toll. fi mu nekk nii en tout cas ba sànq rek seen état de santé moom amul en tout cas ñi ngi tane. loolu moom mun naa ko wax ñi ngi tane amul kenn koo xam ne sa cas am na gravité. parce que liñ gis nii ci chiffres yi Sénégal en Afrique presque kon ñoo fi ëppale ay cas par rapport ak liñ dégg Maroc Égypte ak Nigéria. c'est vrai que ñoo lan moo ko war a expliquer. waaw man de sànq maa ngi tooñ naan ñun comme dëkku teranga la rek moom nit yi dañuy ñëw dugg si donc comme tëjuñ suñu frontière aussi nit yaa ngi dem di ñëw fii am nañ ay organisation internationale yu fi nekk touristes yi bëri nañ fii donc
parce que boo xoolee problème bi surtout Europe mooy problème bi fi mu nekk nii. parce que bu fekkee Chine rek sans dugg ci yenn détails Chine am na capacité pour téye feebar. Chine dafa téye Chine actuellement seen cas ñi ngi wàññeeku. mais problème bi mooy depuis bi mu duggee Europe si la commencé tas. est-ce que du remettre en cause dispositif bi quand même. non du remettre en cause dispositif parce que aujourd'hui le fait nga détecter ay cas ça veut dire que am nga système buy fonctionner. parce que am na dëkk yoo xam ne détecté wuñu mais on sait wóoruñu ni feebar bi am na fa parce que feebar bi am na ñoo xam ne dinañ ko am wér te kenn du xam ne am nañ ko donc pour man le fait que au niveau du Sénégal ñu am détecté cas yi ça veut dire que am nañ système bu efficace parce que aujourd'hui ñëpp ñu dem ci hôpitaux yi tout de suite personnel bi dañuy alerte isolé ko def prélèvement bi te aussi am nañ loo xam ne aussi war nañ ko souligner Institut Pasteur de Dakar xarañ nañ donc ñoom dinañu jox résultat yi. donc dégg naa ay spécialiste docteur bala may Pape Ngagne mu laaj la ñoom it li ñu leen di reproché mooy yéexaayu génn résultat yi dañuy toog ñaari fan alors que nee na mën naa génn ci ay waxtu ngir ñu xam. déedéet du yéexaay parce que lépp booy joxee décision bu mel noonu parce que du benn examen rek la ñuy def parce que dañuy def benn test ñun déjà bu Institut Pasteur dafay test bi daf ñu koy yëgal donc ñun dinañ am un peu dañ xam fa la ñu mujjee mais il faut que ñu defaat test bi donc du am luñ ci yàkkamti. da ngeen di jël seen temps. dañuy en fait duñ jël suñu temps mais dafa am procédure dafa am yoon boo war a jaar balaa nga naan kii feebar bi moo ko dal donc du loo xam ne dañ koy yàkkamti ñun amuñu yàkkamti ci loolu mais loolu aussi c'est pas parce que malade bi ñu ngi koy prélever ñi ngi xaar ka fajuñu ko donc en attendant am na traitement yu muy recevoir et donc ñun amuñu problème par rapport à loolu. Pape boo amul question booy laaj docteur xanaa ñu bàyyi la nga kon wéyal sa débat. nga baal ma ñaari laaj rek laa ko bëgg a laaj après ma su fa xëy na jombul journaliste yi fi nekk itam am lu ñu ko mën a laaj man bu njëkk bi mooy ndax ñoom docteurs yi faj ndax matuwaay yi ñu war a jël nañu ko. parce que dégg nañu ci ay réew yoo xam ni am na ci ay docteurs yoo xam ni jël nañ feebar bi ba ñàkk ci seen bakkan est-ce que ñoom docteurs yi nekk fii jël nañ ay matuwaay ba mën a mucc ci ñi nga xam ni ñoom la ñuy faj parce que loolu itam lu am solo la beneen bi ci des moom mooy ñu wax nit ñi ndax feebar bu ñu mën a faj la loolu itam c'est important ndax feebar bu mën a wér la wala bu mën a wér ci wàlle la maanaam wér ba jeex wala wér ci wàlle daal nga xam dootul mën a wàll kenn lan la ma mën a wax si ñaar yooyu. docteur Pape dafa la laaj ñaari question benn bi mooy ñi nga xamante ne ñoo docteurs yi faj ñeenti cas yi est-ce que exposé wuñ ci virus bi. non du ñu exposé parce que ñooñu dañoo am expérience service maladie infectieuse loolu mooy seen liggéey mooy faj ñi nga xam ne dañuy am feebar yu wàlle bu am solo te damay wax ni aussi am nañu les jumtukaay yi nga xam ne moo leen permettre ñu aar seen bopp boo xoolee des fois da ngeen ko gis ci image yi dañuy solu seen bopp ba ci suuf. donc du am lenn luy feeñ te jumtukaay yooyu am nañ masque yi nga xam ne moo leen war tenue yi nga xam ne moo war donc à chaque fois bu ñuy dem seeti maladie loolu la ñuy sol donc côté boobu amul benn problème ñi nga xam ne ñooy liggéey ci hôpital bi ñooñu amuñu benn problème en tout cas bu ñu respecter les conditions yoo xam ne moom la liggéey bi war a. coronavirus aussi est-ce que jàngoro la jun mën a faj peleg wala récidive mën na ci am. bu ñu la fajee di nga wér mais am nañu ci cas yi am na jàppuma dëkk bi mais liir naa ne am na koo xam ne am nañ koo xam ne am na feebar bi amaat ko loolu mooy immunité bi donc mënuñu ne nit bu ko am dootu ko amaat. Pape waaw. wér rek yaakaar naa ni loolu moo ci am solo bu dee jàngoro juñ mën a faj la loolu aussi mu leer ci ñi nga xam ne ñooy askan wi ñu jàpp ne jàngoro la joo xam ni lu ñu mën a faj la loolu am na solo Chérif bu fekkente ni Ablaye wala Souleymane am nañ ci lu ñu bëgg a laaj docteur ñu laaj ko sinon ñu libéré leen ba daal di wéy ci plateau bi Souleymane Abdoulaye donc Chérif merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf docteur jërëjëf. jërëjëf kon mu nekkoon Chérif Dia ca ministère de la santé tolluwaayu jàngoro ji nag wax nañu ko kon ngeen jàpp ko ñeenti cas lañ ci jàppagum li ma ci nemmeeku nag Souleymane mooy ay maanaam duñu waa réew mi waa bitim réew lañu ban jàngat nga mën a def ci loolu. waaw gannaaw bu ma nuyoo Abdoulaye rafetlu xam-xamam xereñam ci liggéey bi laaj boobu laaj bu am importance la. c'est-à-dire naka jekk li ñu tàmmoon moom mooy feebar bu jógee Afrique law ci àdduna bi. bu ngeen ko remarqué. fièvre hémorragique yi. muy Ebola. Ebola 76 la. boobu Zaïre la tuddoon
boobu ñoom docteur Peter Piot ñu ngi doon liggéey foofu c'était de jeunes médecins boobu dañ doon jël échantillon nii rek xamuñu woon maladie bi jël ay échantillon envoyé ko Belgique envoyé ko Institut Pasteur à Paris envoyé ko CDC aux États-Unis ñooñu def liggéey bi ñu war a def bi ak yi ni mel boo jëlee yeneen feebar sida da ngay gis mu jógee Afrique nekk pandémie nga jël yeneen maladie yaakaar naa at yii ñu weesu bëriwul ay feebar yoo xam ne day jógee feneen lu mel ni Chine rawatina nag Europe di ñëw en Afrique man jàngat bi mu ci am bi ñaar la benn bi mooy mondialisation mondialisation dafa juste parce que boobu ba léegi mondialisation ñu ngi ko concentré woon ci ay flux physique de marchandises boolewuñ ci woon feebar te si lu si gën a bëri day jóge fa la ñëw boolewuñ ci woon virus daal feebar way flux financier yi xaalis bi di dugg di génne di jaar si bourse yi ak yi ni mel avion yi di dem lu gën a bëri jógee Europe wala jóge kii di ñëw fii waaye flux démographique yi unilatéral la woon boo jógee Europe wala nga jóge beneen partie ci àdduna bi bëgg dugg Afrique dara du la ci fekk waaye boo bëggee génn fii dem mu tëla ndax visa yi ndax tri yi ñuy def yi sélection yi ñuy def yi et cetera waaye dafa am benn tendance bu commencé am du lu ñu rafetlu nag waaye bettul kenn dans le sens ni feebar bi ñëw na wane ni pour la première fois d'ailleurs feebar bi jógewul Afrique te cas yi ñu amagum yi ba léegi du affaire xeet. non loolu kay leer na non amul problème waaye boo xoolee. bitim réew la jóge direction bi. bitim réew la jóge dugg biir Afrique. loolu lu mat a analyser la et je pense que boo xoolee tamit am na beneen sens boo xam ne am na ay maladies yoo xam ne amatul woon Europe amatul woon États-Unis temps yële passé am nañ fa épidémie de rougeole. aux États-Unis même bu dul loolu nga jël ay neexut a wax waaye keroog maa ngi seetaan ci benn télévision française invasion de punaises mooy matt pendant 50 ans Europe amatu fa woon Europe France en tout cas amatu fa woon mais de plus en plus dañuy gis ay bâtiments ay universités et cetera fu ñu ko teg moo di ni dafa am ñuy jóge ci yenn dëkk yi bu ñuy ñëw ñoo koy indaale pour une fois wala une des rares fois yoo xam ne mënuñu wax ni fii la jógee stigmatiser africains yi ak yi nu mel waaye lu mu si mënti doon am nañ crise mondiale la moom mooy situation boo xam ne dafa tar te ñëpp la dal li ma si jaaxal nag moom mooy lu tax OMS nanguwut tuddee affaire bi pandémie waaye ba tey ñoom expliqué nañ ni dañoo changé ni ñu catégoriser maladie yi jox nañ ko dayo bi mu toll moom mooy c'est une épidémie à grande échelle niveau 2 xaw ma niveau 3 ak yi ni mel poñ bu mujjee bi moom mooy ni ko institution financière yi jëlee ci impact bi nga xam ne feebar bi dina ko am ci économie mondiale PIB adduna bi dina wàññeeku te dina dal suñu kaw loolu ay dimension la yoo xam ne mu ngi ci épidémie bi duñ ko waxagum parce que yëgaguñ ko waaye dina ñëw lu mu si mënti doon effectivement c'est notable lu ñu war a ràññee la ni jógewul fii dañ ko jéggaane mu dugg si waaye lu mu si mënti doon nañu moytu yenn xalaat yi ak yenn wax yi parce que bu ñu yaakaaree ni tubaab yi rek lay dal ñun duñu dal wa illa am na différence bu muy def diggante nit ku ñuul wala africain ak leneen loolu wala âge bi sax loolu médecins yi ñoo ko wax leer na am na ñoo xam ne plus ngay jëm mag plus muy am jeexital ci yow boobu benn la beneen bi moom mooy bu nekkee ni da nga amoon yeneen feebar yu lalu ci suuf bu ñëwee fekk ko day indi complication waaye gis nañ ni xale yi xëj na ça les touche un peu moins statistiquement en tout cas jusqu'à présent waaye boo xoolee ba xool su ma amoon question mooy poser médecin bi waaye dama bëggoon ñu waxtaanee ko fii moo ni yaakaar naa ni nit ñi xamaguñu bu baax virus bi xamaguñu ko bu baax maîtriser guñ ko parce que médecin bu demee ba naan dégg naa ni dans telles conditions et cetera du ñàkk xamam au contraire je pense que on a des gens admirables
Institut Pasteur Dakar bu ñu ko jëlee comme institut de référence ci Afrique moom ak Afrique du Sud kese ki ko jiite di doomu Sénégal ñi fay liggéey di ay doomu Sénégal médecins yi nga xam ne ñooy jël charge cas yi même suñu autorités sanitaires yi ni ñu préparé woo ak ni ñu exécuté plan bi xëj na c'est pas parfait waaye mun nañ fëgg suñu dënn ne wax dëgg yàlla am na lu fi nekk ci loo xam ne mën nañ ko bàkkoo mën nañ ko rafetlu même s'il y a des imperfections et ça c'est très important ñu suñu le ko aussi dinañ ci ñëw sax ci imperfection yooyu parce que am na lu ci Abdoulaye Cissé junju te loolu mënuñ ci bañ a teg loxo parce que moom nee na le 23 la jóge France Boeing bi mu duggoon parce que boo nee 400 passagers daanaka Boeing la Boeing boobu bu fekkee Airbus la waaw Airbus Boeing benn compagnie américaine la mais Airbus la avion Air France d'accord voilà léegi su fekkente ni plus de 400 nit nekk nañ ci biir ñëpp ñëw dugg te amul benn matuwaay boo xam ne jël nañu ko ngir ñu mën a dugg te xooluñu leen defuñu leen dara yaakaar naa ni loolu lu ñu war a mën a taxaw xool ko la parce que foofu nga yemoon bi ngay aborder lu jëm ci wàllu chronique bi ma la posé woon kon yéen bi ngeen egsee loolu waroon na leen jaaxal gisu leen dara loo xam ni luy wane ni coronavirus war nañ ko moytu avant ñu dugg ci biir dëkk bi. non xam nga gis nga loo gis rek dañuy jàng ci faay yi bu dee am na faay. peut-être ci début bi luy berte la mais mun nañu rattraper bi mooy xam ni kat sàggan nañ ci étape telle ñu rattraper ko. moment boobu xëy na jëluñu woon mesure phénomène bi ni mu nar a dugg see ak naka la fi nar a dugg see jortoon nañu ni rek dana ñëw mais xëy na yegseegul ci ni ñu ko yaakaare loolu moom lu wér la man lu ma dund la donc du ay loo xam ne si lu ñu dégg la wala leneen tout à fait loolu moom vraiment lu fi nekk la lu ne fàng suma passeport carte d'embarquement sax mun naa la ko dénk mais loolu je pense que loolu taw ñu ko dañu jàpp ni xëy na moment boobu on n'avait pas pris la mesure des enjeux ok lu mën a nekk la léegi dabu bi noo ko jàppee yow. non dabu bi. est-ce que dana yomb. non dabu bi li tax muy jafe non du yomb mais mën na nekk mais nag. parce que li ma dégg léegi docteur bi wax ko mooy ñi ngi xool kan moo taxoon ci kii kan moo àndoon ak kii am na ñii dégg nañ 40 personnes dégg nañ nangam est-ce que loolu lu mën a yomb la. non xam nga déjà dafa am loo xam ne aussi gis nga affaire yu mel nii su amee teg lépp ci taabal ji c'est-à-dire langage de vérité. moo jiitu lépp. looy def langage de vérité gis nga docteur bi docteur Bousso bi ñu ko laajee ci est-ce que médecins yi am nañu équipement dafa njëkk a wax médecins yu am expérience lañ mais da ngay gis ni wecc na wax ji parce que expérience jàkkaarloog virus expérience vraiment musalu la soit da ngay équiper pour te protéger wala protéger wuloo mais mujj naa yokk ne dañuy solu ci kaw ba ci suuf mais on peut quand même douter est-ce que dispositif bi nga xam ne parce que Fann mooy établissement de référence bi en matière de maladies infectieuses li am Fann est-ce que am na feneen parce que aussi il n'est pas dit que ku yëg sa bopp ci lii Fann ngay dem am na ñoo xam ne mais dem nañu peut-être tey sax gis nga amoon na soupçon ci koo xamante ni mu ngi Daaru Musti donc loolu lu mën a nekk la dama lay jox exemple bu gàtt France bi nga xam ne xëy na dute wuñu ci am na ay moyens am na benn cas bu ñu am ci cas yi ñu njëkk am hôpital bu nekk ci dans l'Oise fa la ñu ko détecté service d'urgence ba xam nga nañu ko def parce que foofu la jaar dañu koo tëj xam nga fii dañoo ne Roabedon poudre nañu ko xam nga yooyu gis nga yooyu c'est-à-dire bu ñuy wax en tant que scientifique yooyu la ñu war a moytu c'est-à-dire taf-tafe bi France li muy doon France service d'urgence hôpital de l'Oise bi nga xam ne nii. détecté nañ fa malade ba fa la jaar dañu tëj te bi mu fay jaar personnel bi bon fogeewuñu ko defuñu ko dara ba ñu adressé ko à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. service d'urgence ba dañu ko tëj nekkuñu fu naan dañu koy poudre wala dañuy def nangam ak nangam dañu ko tëj parce que xam nañu danger bi ci nekk ñun nag peut-être am nañ poudre miracle. pour poudre roi Baudouin waxuma ko pour tiital ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekk d'ailleurs suñu reporter wax nañu ni. maladie dem nañ seen yoon. non. maladie yu bari dem nañ seen yoon. personnel bi ci boppam. amoon nañu njàqare ci ni waa ji jaar na fi mais gis nga langage de vérité c'est très important pour gérer ay situations yu mel nii parce que. gis nga ñàkk langage de vérité mooy indi li ñuy wax théorie du complot. gis nga boo waxul nit ñi dëgg
dañuy dem ba du ñu gëmati dara. dañuy dem ba sax yaakaar ni lii dañ ko créer rek pour indil ñu ay problème ak yooyu te nit ñi bu ñu demee nag ba gëmatuñu ko mooy indi. mais nag à leur décharge aussi ministère bi parce que di nga gis ay communiqué yoo xam ni dañuy def communiqué numéro 2 numéro 3 vraiment di relater. la communication bi je pense au fur et à mesure mu ngi amélioré wu mais lii Abdoulaye wax c'est très important c'est-à-dire gis nga am na branche communication du ma spécialiste en la matière mais y a un minimum boo xam ne jàng nañ ko ñu ñëpp dans les écoles et cetera en matière de crise dafa am communication boo xam ne pour crise kese la te communication boobu dafa am ay fondamentaux benn bi moom mooy préparer li nga xam ne mën nañ ko préparer am na lu lay bett loo xam ne sa xel mënu ci egg mënoo xalaat ni lii dina am waaye am na lu bëri loo xam ne xel mën na ko anticiper. D'accord ñun lii la ñu def genre crise bii mën na fi am bii bu amee la ñuy tuddee plan de contingence bu boobaa nga ne lii bu amee nii laa koy gérer nga préparer lépp nag yaa ngi yore sa fichier presse. xam nga ne bu amee journalistes yii lay woo ñii ñooy suñu. relais voilà suñu ay relais ñoom ñooy spécialistes yi en la matière. yore seen numéro de téléphone di ko mettre à jour au fur et à mesure. D'accord bu affaire bi amee. kii mooy wax ak ñii kii mooy wax ak ñii kii mooy wax ak ñii ak yooyu yëpp je pense que ñoom xam nañ ko ñoo ñu gën a xam parce qu'il y a un service national dédié à ça un dernier point Pape Ngagne sur ce point là je pense que à leur décharge il faut dire li ñu manqué parfois moom mooy proactivité parce que question boobu nga soulever moom mooy ñii ñëw ci aéroport bi génn te du Ablaye rek ko waaw mais ñëpp daanaka ñëpp wax nañ ko keroog à la rajo bi ñu laajee directeur de cabinet du ministère de la santé dafa ne ñu en fait am na ay caméras thermiques yoo xam ne nit ñi duñ ko gis forcément c'est-à-dire am na ay caméras yoo xam ne ñu ngi screener nit ñi bu nekkee da nga am température dina feeñ ci caméra bi ci waxam mu yokk ci ni gannaaw nit ñi li gën a dal seen xel moom mooy thermoflash yi dinañu def loo xam ne moo dal seen xel mooy indi ay thermoflash bu nit ñi ñëwee ñu leen di jël individuellement waxuma ni looloo am wala amul waaye bu dee looloo am dañoo ñàkk un peu de sensibilité par rapport yooyu yëpp dañ koy anticiper nan laay def pour wane ni pare naa naay def pour wane ni am naa jumtukaay yi nga xam ne ñoom ñoo may permettre ma jël en charge situation bi loolu dafa bokk ci partie psychologique bi ci communication bi li si des ni nag transparence dafa am ñaari école am na ñoo xam ne gëm nañ ni yu mel nii jarul ngay wax lépp parce que da ngay tiital nit ñi ak ñi nga xam ne te man ci ñooñu la bokk crise bu amee lii gën moom mooy nga wax li ci nekk li yëpp moom moo ëpp njëriñ moom moo gën a néew ay conséquences négatives que bu nekkee da ngay jéem a gérer information bi di wax lu neex parce que lu si nëbbu itam tôt ou tard dafay feeñ. waaw lu ci nëbbu tôt ou tard dafay feeñ. Abdoulaye dégg nga li nga xam ni moom la Souleymane wax ci bi ñu waxee ak directeur de cabinet bu ministère de la santé moom ay caméra thermique la expliqué ndax loolu mooy li nga bëgg a wax ni bu ñu dugal ci affaire yi nag loo xam ni ay taf yëngal la wala loo xam ni taxawul la loolu ndax loolu nga bëgg a wax. ci non vraiment xam nga am na place boo xam ne nii sooy génn def nañu fa espèce de box caméra jour boobu parewuñu voilà pour faire court parewuñu parce que sax kenn nekku fa te dara nekku fa vraiment loolu moom jarul sax ñu ci sori ok amul dispositif maintenant nga dafa am lu am solo gis nga àdduna bi yëpp moyens yi ñu trouvé pour contrecarrer bariwul fexe ba bu mu law fexe ba bu mu tasaaroo xam nga lu gën a jaaxal yéen dëkk yu mag yi mbooloo mi mu wàllu ñu bëri ñu daje hôpital non seulement personnel bi débordé nit ñi nekk ci fitna nekk ci xat-xat. d'accord mais fexe ba du law est-ce que dina yomb bu ñu nee par exemple Italie plus de 1000 cas mën nañ ko ci wax plus de téeméer yoo xam ni daanaka ñàkk nañ ci seen bakkan dëkk bu mel noonu nga dem France itam nombre de cas yi fa am ak nombre de morts yi fa am ñooñu bu ñu ci muccul ba lawul est-ce que yaakaar nga Afrique notamment Sénégal mën na ci génn. lawul. parce que boo xoolee liñ lay wax le foyer du virus pays yëpp dafa am fu mu nekk. ay ville naam nag mu ngay génn benn parce que nit ñi aussi am na ñoo xamante ni kenn mënu leen a tënk. kenn mënu leen tëj mais dañuy fexe ba
mu nekk ci barab boobu fa nga xam ne fa la nekk ci njàngale yooyu nga xam ne fàttali woon nañ ko sax muy jàngale yoo xam ne c'est des enseignements millénaires. yonent bi alayhi salaatu ci boppam moo daan jàngale ne bu lu mel nii amee. fa mu xewee bu ñu génn. ña nga xam ne dañoo nekk ci barab boo xam ne dalu leen bu ñu déplacé wu dem feneen. parce que noonu lañ koy wàllantee di ko yóbbu feneen. donc ñoom fexe nañu bu dee Italie la. région yi nga xam ne fa la njëkk a feeñee mais dañ leen a confiné gis nga ay barrière police daf fa nekk am na dëkk yoo xam ne sax villageois yi ci seen bopp ñooy bañ nit dugg loolu kenn ñaanu ko parce que ñëpp ay nit lañu te ku ne xëy na boo amee soxla boo xam ne mënul xaar da nga xool noo ko doxee mais loolu kilifa yi ñoo ko war a dox bu loolu weesoo fexe ba ndaje parce que aussi foog ñu wax ko li ci gën a gaaw pour tasaare ko mooy ay rassemblement c'est-à-dire loolu on n'a pas inventé des méthodes plus efficaces. mais yow da nga ci dem ba wax ay xew-xewu diine tudd nga ci poroxaan tudd nga ci appelu laayeen yi tudd nga ci leneen ak leneen ndax yaakaar nga loolu lu ñu mën a egg la egg ba di reporter événement religieux yu mel noonu. non du reporter. parce annulé que bu ñu wax bu ñu jaar ci ay à gauche à droite xam nga yow sëriñ bi. sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér. amiin xam nga kenn sañul njortu ni. am na ko gën a bëgg ay taalibeem président de la République bu dee moo njaboote sénégalais yépp gëw ma ni mën naa njart mi moo gën a bëgg sëriñ bi ay taalibeem mais sëriñ bi du moom moo nekk ci centre de décision yi nga xam ne ca la ñuy échanger information xam nga benn source information moo fi am du ñaar source information bi OMS la Sénégal li ñuy rassembler ni information gis nga ko dañuy transmettre OMS mu répertorier cas yi gis nga ko dem nañu ci xeet xam-xam yu xarala yi ba def une carte interactive boo xam ne à tout moment mën nga xam ñaata cas moom Sénégal. ñaata cas moom France ñaata cas moom feneen pays bu ne day remonter benn source moo am parce que OMS attention affaire yi du Sénégal mooy gérer parce que boo xoolee ci Ebola OMS moo piloté lépp donte nag day jokkoo ak. service yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi. mooy organisation mondiale de la santé. ba vaccin bi nga xam ne nii. Ebola tey moo musal nit ñi si Ebola parce que baax na ñuy wax Ebola ci xeetu feebar yoo xam ne nii am na fi mais laboratoire bi nga xam ne nii moo ko trouvé mais du laboratoire Afrique du bu nekk Afrique parce que ñëppay boole seen doole seen gëstu. te li ci am mooy. chinois yi nga xam ne nii ñooy gën a liggéey ci mbir mi dañuy échanger information ak ay comité scientifique yoo xam ne ñu ngi fépp ci àdduna bi ñuy jéem a trouver solution donc attention wéetuñu ci wut solution bi ñun Afrique beneen réew wéetuñu ci am na comité scientifique yoo xam ne ñu ngay échanger information ak chinois yi liñ ciy liggéey di génn ci seen laboratoire ñuy échanger pour am ci solution. d'accord léegi Souleymane. wax na ko léegi ci rassemblement yi moom jàpp na ni mooy li gën a gaaw ci fexe ba li nga xam ne mooy jàngoro ji tas moom sax ci chronique am dafa dem ba ni bi mu jotee joxe addis boobu parce que fallait mu indi ko ci diine itam joxe exemple ci yonent bi wax ni itam xew-xewu diine yi war nañ ko mën a xoolaat ndax jàpp nga ni mën nañu egg ba foofu pour yow. logique pour logique yaakaar naa ni war nañ ci egg. parce que boo jàngee communiqué conseil des ministres tey bi dafa mel ni dàq ñu ko sax cleaning day bi du amati. le 7 mars. Le 8 mars journée internationale de la femme activité yi nga xam ne dafa daan am ay rassemblement yëpp président dindi na ko logique pour logique yeneen activités yi nga xam ne ñoo ëpp nit fop ñoo ëpp dayoo téeméeri junni yoon ñoo ëpp risque aussi. parce que ñoo ëpp dayoo ñoo ëpp nit loolu tamit war na ci xuus jël ci décision je suis tout à fait d'accord ak Abdoulaye sur le fait que. mais ba tey bokkuñu c'est-à-dire annulation yi président def. ci clean day bi ak yeneen ak yeneen bokkul ak par exemple màggal fii wala gàmmu fële nga xam ne au moins njort nañu ne dinañ fa mën a jàngal Alxuraan dinañ mën a ñaan dinañ mën a def lu ñu mën a musal peut-être ci jàngoro ji jàppaloo ni itam loolu. waaw après pour man il faut ñu séparer champs yi. ok dafa am loo xam ne gestion crise sanitaire la. ok gestion crise sanitaire bu ñëwee dañ naan dañoo am feebar boo xam ne day law bi dafa gaaw wàllante bi dafa gaaw wàllante bi dafa tar mën nga wax ak nit ñi parce que yéen a ngi à 1 mètre
li ngay wax li dal ci kawam wala nga laal loxom wala ngeen nuyante te ñëpp xam nañ ni gàmmu yi màggal yi daaka ak yooyu yëpp ay saafonte la ay toog vraiment ku nekk yaa ngi toog ci kaw keneen ki tellement day bëri nit loolu facteur la boo xam ni bu nekkee ni feebar bi dugg na ci biir population bi loolu da koy yokk ala kulli xaal mu des ku nekk am na lu mu gëm yaakaar naa Sénégal moom 100 personnes yoo jël 95 yi ba 98 yi am na lu ñu gëm nañ ni yàlla am na gëm nañ ni bu ñu ñaanee mu dëggu si ñoom yàlla nangu seen ñaan ak yi ni mel waaye ba tey yàlla bay sa tool yaakaar naa ni c'est la responsabilité des autorités publiques autorités politiques autorités sanitaires ñu def li leen war mu des ni dëkk bi def li leen war moom mooy décider ne bu nekkee ni dañoo yaakaar ni rassemblement yi day gën a lawal feebar bi bépp rassemblement peu importe nature rassemblement bi ñu waxtaan loolu nag moom mooy différence bi c'est-à-dire traitement yi xam nga président sañ na ne man sama clinique day man maa ko institué xam nga kooku mu teggi ko day yomb ci moom 8 mars convention la internationale c'est très important droit jigéen ñi ñu yëg leen jox leen benn moment boo xam ne dañu fësal seeni ay et cetera mais les événements religieux responsabilité partagée la dafa am responsabilité état bi am responsabilité chef religieux yi nga xam ne dañoo war a waxtaan ak ñoom convaincre leen ba ñoom ci seen bopp ñu ànd ak mesure yi nga xam ne moo war moom mooy suspendre en attendant que maladie bi jàll wa illa ñu xam maladie bi ba xam nan lañ koy moytoo ci rassemblement yu mel noonu. lu ko may rek ma yokk ci en 30 secondes. fi ma doon waxee du jël décision d'autorité non parce que dëkk bi du doxee noonu dañ koy waxtaanee. mais Ablaye est-ce que affaire bi egg na foofu pour yow est-ce que jàngoro ji egg na. non egg na foofu dañ xam nga lu gën a dangereux ñu ne eggul foofu ba nag mu ëpp ñu loxo. principe de précaution def mesure yu ëpp moo gën. ñu ne def nañu li ñu def dafa ëpp. moo gën ñu ne bu ñu yëgoon. bu ñu yëgoon moom foo ko waxee. musiba la fi ma doon waxee mooy. li tax ma ne sëriñ bi kenn gënu ko bëgg ay taalibeem. vraiment loolu. gëm naa ko te loolu mooy dëgg. xëy na information yi mu amul. mooy information yi nga xam ne OMS moo koy partagé ak àdduna bi yëpp te OMS ci boppam mooy recommandé. luy rassemblement luy daje muy milieu fermé muy milieu ouvert. nañu ko surseoir xëy na nag ku demoon ba ci kilifa gi xamal ko lii moo fi nekk kenn gënu ko bëgg ay taalibeem mais nag moo tax ma ne exercice de vérité boobu c'est-à-dire lépp dañ koy teg waxtaanee ko fii li gën a yomb sax mooy sëriñ bi wax ni taalibe maa ngi leen di ñaan teggi nañu leen ren xew-xew nangam bu ko waxee moo gën a yomb gën a gaaw que président la wax ni interdire nañ parce que bu ko interdire xam nga fii. am na loo xamante ne nii. bu ko interdire tam ñu def ko. waaw kenn waxul loolu. kenn waxul décision bu ko interdire sax moom parce que suñu dëkk aussi xam nañu nu muy doxee. loolu moom sax moom cër bi nga xam ne nii moom lañ jox kilifa diine yi te ciblé wuñu nag particulièrement un événement religieux. dafa am événement religieux yoo xam ne nii ñoo war a xew ci mois de mars. dégg nga marche rek lay interdire nit ñi dem marche waxuma la ak Porokhane wala appel wala leneen. mais justement c'est-à-dire approche bi. man ci sama gis-gis. yaakaar naa mënuñu tere taalibe yi ci seen xër. seen gëm ak seen taalibe mënoo jaar ci ñoom parce que mën nga wax ak taalibe yi 90% déggal la waaye 10% yi nga xam ne déggaluñ la bu ñu demee même effet bi la. dañuy wàllante seen biir delluwaat seen i ay kër wala ñeneen ñi donc point bi nga xam ne fa la ñu war a dem convaincre te def nañ ko ci yeneen i anam. fii indi nañ fii planification familiale dañoo dem wax ak religieux yi. ba am liñ ci am ni ak yeneen code de la famille yooyu yëpp ay waxtaan la. te loolu waroon na bokk seen plan de contingence loolu la ñuy tuddee plan de contingence ñëpp xam nañ ni fii feebar buy law. en tout cas déggoon naa fi le ministre mi ngi dem. bon xaw ma nag ba xam information bi ma ci amoon loolu la mooy waxtaan ak moom ci wàll boobu la ak le khalife général wóoruma xaw ma ba xam dégg ngeen ko wala le ministre de la santé mi ngi dem Porokhane loolu déggoon naa ko mais le retour waaw mais le retour amatu xaw ma lan. non du ñàkk sax am na ay waxtaan waaye lu mu mënti demee loolu dañ ci war a def consensus
xam nga am na yoo xam ne warul sax nekk ay point de friction diggante dëkk bi dafa am ay réalité yi mooy pouvoir bi responsabilité yi dafa partagé loolu réalité la nga gëm ko nga bañ ko gëm nga nekk man je suis un démocrate au sens strict du terme man dama gëm ni nit ñi ñun li ñu boole parce que ñun ñëpp am na ay différence dëgg la bokk ñu diine bokk ñu tarixa bokk ñu xeet bokk ñu mais ñoo bokk Sénégal bokk ñu Sénégal rek la ñu mën a wax ni lii ñoo ko bokk ñun ñëpp tout à fait donc gëm naa ni niveau boobu war na am leadership boo xam ne moom mooy décider pour ñun ñëpp mais en toute responsabilité waaye teewul ci biir dafa am li ci nekk loo xam ne amul feneen xëj na wala bëriwul fu mu am moom mooy responsabilité yi dafa partagé donc laaj ne ñu waxtaan seen biir en toute responsabilité parce que nag wax responsable fu ñu dajee responsabilité war na fa sax donc yaakaar naa bu ñu amee attitude responsable ci autorité disons civile yi ak autorité religieuse yi ci question bi mën nañu am consensus waaye bu ñu ko bëggee jaarale ci du dem bu ñu leen waxee bu leen dem dinañ dem waaye bu ñu waxee kilifa yi convaincre leen expliquer leen gravité situation bi wax dëgg yàlla war nañ mën a comprendre loolu. d'accord Abdoulaye ni nga gisee par exemple ñu koy moytoo jàngoro ji di nga gis ñu def seen ay masque di nga gis ñu naan nañu raxasu nañu def nangam est-ce que ni ñu koy defee pour yow noonu la parce que am na ci loo ma ci diggoon ni ma boo ñëwee ci plateau bi di nga ma ko defal comme démonstration lan nga ma si bëgg wax ndax ni ñu koy defee noonu la. ngañ xam nga boo fàttalikoo ñun jàngoro ji mu ngi fi njëkk a doon débat ci suñu fukki compatriotes ak ñett yi nekk Wuhan. Wuhan nga xam ne Chine dafa tëj dëkk ba gis nga ambassadeur Chine bi mu recevoir TFM Chérif Dia laaj na ko ne ko waa mais ñun mën nañu dem jëli mu ne li mën a nekk mooy boo leen jëlee génn dëkk bi Chine bañul woon ku ñëw jël si say nit mais boo leen jëlee da ngay génn ak ñoom li ñu bañ kay mooy ku jógee Wuhan dem ci beneen dëkk foofu ca Chine donc mesure boobu benn mesure la yokku ci. kon jëli leen mënoon na nekk. waaw mënoon na nekk mais da nga leen di jëli indi leen. waaw mais boo leen jëlee aussi fa nga leen di yóbbu xëy na mën nga fa yóbbaale lor gi te loolu le président la waxoon ni amuñu ko te dëgg la. ba fi mu toll nii amuñu ko pour isoler woon leen fukki gis nga ñaar rek bu ñu ko amee xaw a déborder fukki nit ak ñett ñun suñu jàmm mooy bu mu law bu mu barindoo fi mu ci bëgg a ñëw mooy. booy fàttaliku autorité chinoise yi pour rassurer communauté estudiantine ak ñeneen dañuy wax ni chaque jour dañuy ravitailler population yi fa dugg appartement jox ku ne lu toll 10 masques par jour masque yi du masque boo xam ne da ngay xëy ak moom yendoo moom suba ba ngoon parce que du masque boo xam ne nii dana la musal finalement ci boo ko yoree ba la nga xam ne nii moom lañ ko defaree lépp dafa am ay péremption nu muy yàqook yooyu du loo xam ne nii mën nga yendoog moom suba ba ngoon ci masque yooyu nga xam ne moom la ñuy joxe bu ñu jox nit 10 par jour c'est parce que dañuy considérer 3 heures yu ne nga changé dem bi masque yi ñëwee ci Sénégal dafa tombé jamonoy poussière bi xam nga loo gis rek aussi tombé la ñuy wax moo waral ay gaaf nit ñi profité nañ ci poussière bi fi amoon jël masque yi ñu lawaale ba finalement ci problème mu virus bi la mais masques yi dafa am yoo xam ne nii service information ministère de la santé boobu baax na ñu koy def parce que loolu c'est très important masques yi nga xam ne moo gën a répandu ci dëkk bi mooy masque chirurgie yi nga xam ne moom la gars yi yor li ci am mooy da lay protéger day fay fexe yow nga bañ a wàll Souleymane mii ngay waxal maanaam yow looy wax muy jóge sa gémmiñ wala muy looy noyyi mu bañ a génn mais terewul ki ngay waxal wàll la ci yeneen i anam moo xam ci loxo la. même bu fekkee yaa masque bi. waaw moo xam parce que masque boobu terewul leneen. dugg ci ñëw ba nga noyyi ko. ok te loolu ba léegi waxuñu ko ne gis nga dëkk bi ñëpp a ngi sol masque yaakaar ni man ma yoree masque rek kon sant naa yàlla gis nga li ma la diggoon mooy. gis nga ko dañuy def li nga xam ne nii ñun mooy suñu cër parce que baax na ñu fàttali. loolu Souleymane la mais ma jël ko si moom. gis nga média dafa di ñun dañuy def lu ñuy tuddee service public de l'information du ñu entreprise publique mais dañu am cëru service public de l'information service public de l'information mooy ci wàllu santé waaye lu ci njëriñ ci askan wi état bi moom ko ñu koy def te fayuñu ci fay gratuitement li ñuy def nii mënoon na doon publicité boo xam ne état bee ko war a def pour yee nit ñi mais dañ koy def ñun parce que loolu mooy service public de l'information loolu mooy waral
parce que nit ñi dinañ wax souvent waa lu tax état di dimbalee entreprise de prêt te dimbale yeneen entreprise parce que entreprise bi nga xam ne ni yow yaa yor sa entreprise du bâtiment di defoo service public mais yaay loolu moo tax aussi souvent contrepartie bi mooy aide à la presse bi nga xam ne état bi dina ko joxe li tax mu ñëw foofu mooy gis nga lii masque la lii la ñuy wax masque triple foyer bii bu ndaw la bii pour xale la mais comme man xaw nekkatuma foofu gis nga bii mooy masque bu mag bi masque bi boo ko gisee nga xam ni wute na ak masque chirurgien yi nga xam ne nii moo law ci dëkk bi kii dafa am nu ñu koy solee pour xaar ma def ko xam naa je vais être ridicule mais je vais le faire quand même pour nit ñi xam ko non on va le faire comme ça gis nga masque bi pas ridicule au contraire gis nga masque bi neexul a sol nag parce que loolu mooy problème bi aussi mais baax na ñu xam masque bi mooy protéger parce que gis nga boo ko solee xaw ma ndax ñu ngi may dégg am déet. si je pense que ñu ngi may dégg voilà. gis nga kii soo ko soloon yow. di nga gis ni sa lii yëpp daf ko muur dafa fermé. nooyi sax léeg-léeg da lay jafe. li la ñuy wax masque triple foyer parce que dafa am foyer bu ci biir gis nga lii nii. mooy waaye air bi mais dafa am leneen lu koy filtrer ci biir. lii mooy tax doo noyyi lu bon lu jógee ci keneen waaye yow it doo joxe leneen mais. waxuñu ni masque yi nga xam ne ni mooy circuler baaxul baax na mais lii masque bi ndax boo amul li nga soxla nga jàpp ci li nga am masque bi docteur Bousso ak keneen ministre de la santé masque bi amul fenn masque bi mënuloo ko yow wuti ko ba trouver ko te lii mooy aar nit ñi bokkoon na ci stratégie nationale bi ba ci milliards yi nga xam ne nii milliards ak lu teg li président de la République joxe. 1,4 milliard. gis nga ko ba nit ñi di tooñ sax naa danañ ko détourner ci mais loolu beneen wax la. parce que waruñu profité rek souvent aussi loolu idée la boo xam ne c'est très répandu. fu xaalis war a kii rek dana am ñu ci profité pour am luñ ci am te xaalis boobu dafa war a dem ci stratégie nationale stratégie bi mooy li war a état bi mooy. fexe ba mënoon na par exemple lii merci beaucoup grand mettre ko à disposition xamuñu nag ci yan anam mën na doon ci école yi mën na doon feneen lii nii gis nga lii moo ubale dëkk bi lii mais lii gis nga tib bu ndaw bi 1200 lii lay jar profité nañ ci yokk ko tib bu ndaw bi 1200 lay jar li ñuy wax stratégie de guerre effort de guerre parce que ci contexte boobu lañ toll gis nga réew mi ay conseil de défense la ñuy tenir mooy kon ñu ngi jaamarloo ak xare bi effort de guerre u état bi dafa waroon a jëm ci fexe ba mu yomb bañ a cher fexe ba mu yomb nit ñi oui. wax nañ ni sax pharmacie ñu ngi koy wut ñoom ci boppam amuñu ko nit ñi di ko wut amuñu ko te bu jar 1200 wax dëgg fa yàlla dana dem ba jamono bu kër gi bare xale dana dem ba jamono bon da ngay préférer jëndee ko ceeb plutôt que jëndee lii loolu yëpp waroon naa bokk ci stratégie nationale bi nga xam ne moom la ñuy def parce que fa mu xewee muy wan gis nga ko état ba moo doon joxe masque yi ëpp ñu leen population loolu ci stratégie état mais loolu lu ñu waroon a anticiper la gis nga ko Chine xëy na amoon nañu rupture masque ci premier jour yi mais defoon nañ seen entreprise yi ñu ay ca bombardé leen ñu nit xëy na ci loolu la ñuy wax anticipation anticiper bi mooy fexe woon ba li mën a aar nit ñi nekk à disposition am fi te loolu amul lii waroon nañ fexe ci école yi bu dul sax joxe ay tube mais ñu def fa li nga xam ne ni mooy kii yi école buntu école kuy ñëw parce que c'est important psychologiquement nit ñi préparé wu. ok d'accord psychologiquement merci beaucoup Souleymane au-delà de ni ko ñu remercier ko aussi bu baax ci démonstration bi nga xam ne def na ko mënuñu ci xalaat mu nekk lu ridicule au contraire c'était pas ridicule non bon vraiment alors Souleymane psychose bi nag psychose bi nga xam ni indi na ko lan la mën a jur pour yow au-delà de vraiment jàngoro ji mais fi mu nekk nii dofloo nañu bëri. waaw moom mooy réaction bu ëpp bi c'est-à-dire surréaction mu am situation nga def loo xam ne ëpp na li nga waroon def yem ci moo di ni bu dee feebar la boo xam ne boo defee gestes yu simple yi raxas sa loxo souvent jël temps raxas sa loxo nag ba mu set moytu saafonte bi protéger sa bopp protéger ñeneen ñi boo gisee symptômes yi nga xam ne moom la ñu expliquer ni boo ko amee xëj na loolu la yow nga isoler sa bopp contacter ñi nga war a contacter ñu ñëw defal le prélèvement ak yi ni mel loolu buñ ci yemee mu baax waaye bu amee psychose rek indi leneen psychose moom mooy indi rumeur psychose moom mooy indi nit ñi ñu ne la am na benn malade bu nekkoon fii
nga gis nit ñi daw wala yuux yi commencé ak yi ni mel. psychose kenn bëggu ko. kenn tamit utu ko. rawatina média yi. média yi nag yaakaar naa Ablaye wax na benn fànn bu am solo bu ëpp solo sax ci ñuy def li moom mooy service public d'information moom mooy jottali xibaar yi nga xam ne mooy xibaar yi wër différence bi entre média bi ak xëj na li ñuy tuddee réseaux sociaux wala li ñuy tuddee yeneen mode de communication moom mooy média yi li ñuy xaar ci ñoom moom mooy ñu dem di taataani xibaar di ko vérifier di ko confirmer di ko joxe bañ a wax lu ñu xamul waaye tamit li ñuy wax fekk dañ ko jëlee ci source bu wóor. waaye am na beneen aspect boo xam ne c'est important ci liggéey bi ñuy def bi am na ñoo xam ne nag dañ ñu koy ŋàññee. moom mooy beneen pilier bi moom mooy média contre pouvoir la. noonu la bindoo. moom mooy dinañu interroger dinañu. mais nekku fi pour orientation pouvoir. déedéet loolu nga bëgg au contraire voilà non li ma bëgg expliquer pour ay erreurs pouvoir. dañu poser question parfois question yi ñu poser yi du neex kenn. waaye loolu mooy rôle média est-ce que li ñuy def li mënoon na gën. loolu am nañ droit poser question bi est-ce que xaalis bi ñu def bi doy na est-ce que état bi def na li ko waroon pour anticiper situation bi. gannaaw anticipation est-ce que état bi corriger na tir bi mu ngi def li mu war a def. est-ce que ñu ngi gérer xaalis bi bu baax ça c'est des questions yoo xam ne ala kulli xaal il faut ñu poser ko rawatina keroog bi résultat kii génne ak coïncidence bi am ak conseil présidentiel bi la question légitime yi nit ñi posé wu moom mooy diggante bi cas bi amee ak réunion président bi c'est quoi. bi ñu demee ba dégg explication yi am na ñoo xam ne nee nañ maa ngi jot ay explication par exemple durée entre test bi ak résultat yi docteur Bousso wax na ko dañuy def benn premier test il faut ñu xaar quelques heures wala sax ba le lendemain def test de confirmation de vérification ak yi ni mel mais lu tax xel yi jaxasoo ci loolu moo dañu communiquer wu ñu ni ñu waroon communiquer xam nga dafa am loo xam ne daw coow la boo ñëwee ne ñun de dañoo am coronavirus nit ki date bii la dugg ci dëkk bi mu duggee date bii la wootee bi mu woowee Pasteur 5 heures la jël ñu def premier test bi deuxième test bi il a fallu que ñu xaar looloo expliquer lu tax tey jii rek la ñu am xam nga loolu mooy coow li jeex na parce que wax nga li ci nekk li yëpp boo bëggee nag wax moitié vérité dugal ci ay lu ci bokkul dugal ci ay politique loolu médias yi dinañ def seen liggéey moom mooy poser wu les questions parce que ñun notre rôle aussi c'est d'interpeller ñi nga xam ne ñoom ñoo am ay ndomb tànk muy ndomb tànk institutionnel muy yeneen type de ndomb tànk loolu suñu liggéey la aussi en plus maintenant du travail principal parce que il faut pas ñu réduire suñu liggéey ci médiation jottali xibaar c'est péjoratif et c'est réducteur suñu liggéey du rek jottali xibaar c'est jottali xibaar donner du sens à l'information jéem a interpeller nit ñi dem xóotal mbir yi ba nit ñi ñu comprendre li nga xam ne du jottali xibaar mais jottali dëgg la su ma la comprendre. dëgg c'est important ci liggéey bi ñuy def mais erreur daf ci am mais en plus de médiation bi ñuy def c'est-à-dire jëlee xibaar bi fii yóbbu ko ci askan wi dafa am loo xam ne ce que je veux dire mooy mu nekk loo xam exactement mooy dëgg même bu nekkul sa dëgg yow mais na nekk dëgg voilà alors donc Abdoulaye Souleymane daf ko junj sànq dafa wax vraiment ci wàllu koom li nga xam ni jàngoro ji mën na ko jur ëllëg ndax loolu itam lu am solo la ñu waxtaane ko mën nañu wax sax tàmbali na parce que ñi nga xam ne seen business yëpp Chine la woon tey am na ci loo xam ni gàllankooru na bu gënee law pour yow lan la mën a jur loolu. déjà économie adduna bi sax. waaw dana ci gis nga ko assemblée générale banque mondiale FMI ni ñu ko nar a doxalee ren ko boon reporté waaye dinañ ko def ci visioconférence yoo te yooyu moment la yoo xamante ni nii quand même ay moment de décision yu mag la. bañ ñu def ko ci moment yoo xam ne nii luy indi wàllante beeg yooyu la ku nekk toog fa nga toog ci wàllu économie fexe ba c'est-à-dire crise bu ne day am loo xam ne nii économie luy perte la mais aussi day générer beneen économie voilà loolu aussi lu dëggu la mais économie yi nga xam ne nii ñoom ñoo ciy sooxee mooy li aaju lu bari ci
ci Chine mais commencer par Chine. te nag Chine bu sëqatee ci wàllu économie. defe naa ni àdduna bi yëpp lay laal donc loolu foog ñu préparer wu ci mais loolu mooy tax ba léegi ñu ngi ci stratégie nationale. stratégie bi du rek vaincre virus bi am na réew yoo xam ne buñ ci jógee dañuy insuffler soit xaalis wala jàppale seeni entreprise yi nga xam ne nii affaire bi affecté na leen. parce que peut-être ñu ngi ci zone boo xam ne confiné nañ salarié yi ba entreprise bi tëj liggéeyul wala parce que la ñu doon liggéey périssable la mais jotuñu ko mën a exporter parce que yooyu yëpp am na. di nga gis état yoo xam ne nii ñoom ñooy jóg jàppale seen économie réew te loolu tey lañ ko war a tàmbali ci stratégie nationale bi. lu ñuy war a waxtaanee moo bëgg a wax ñaari baat ci psychose bi. gis nga dafa am lu am solo te war nañu koy wax. war nañuy wax te docteurs yi ñoo koy war di wax. feebar bi du ko am rek da ngay dee. c'est-à-dire gis nga ni ko nit ñi jëlee mooy am naa ko rek yàqu naa alors que c'est pas vrai c'est-à-dire mun nga ko am te loolu mooy dëgg mun nga ko am virus bi def cycle am ci sa biir peut-être sa organisme défense ni mu demee mu def cycle am ba jeex parce que nit sibiru na fi tëdd këram mbaal ma ci kàddu gi wàccu def lu ne ba mu sonn waaye bu cycle ba jeexee mu wér am na koo xam ne mais kër docteur lay dem façon faj bu ne dinañ ko defal mu dee ci sibiru bi te Sénégal fii ñaari nit la fi nit di dee lu la mën di dal ñu ne sibiru moo ko yóbbu wala tension. c'est-à-dire ku fi dee ci infarctus ak lu mu mën di doon muy AVC muy leen ñaareel bi mooy. dafa am koo xam ne vraiment loolu psychose bi la wax su ma weer xarit boo xam ne waxtaan presque def na arrêt maladie parce que moom pour moom bu génnee rek poussière bi waaw wóor na yàlla poussière bi bu ko noyee sax. day corona ñaareel bi mooy. mu jàpp ni c'est une maladie honteuse. dem na ba ne ma waaw mais man imaginer nga ñu ne damaa corona. c'est-à-dire comme si non te. d'accord. grippe la. ok à la base ñu wax ko scientifique yi sax wax nañu ni xeetu grippe la donc c'est pas une maladie. voilà merci Souleymane lan nga bëggoon a junj ci wàllu économie lan la mën a sooxeel ci àddina bi wax nga ko ci PIB wax nga ko ci croissance lan la mën a indi pour yow. sànq dama lire benn lettre boo xam ne directrice générale FMI moom moo ko bind. seen blog FMI bi mu wax ñaar wala ñetti mbir. benn bi moom mooy ñoom xam nañ ni crise bu grave la te dina am impact. ci économie quel que soit nag fu mu nekk nii bu feebar bi arrêté woon fii ak 2 semaines 3 semaines dina am impact ci économie mondiale. ba ñoom FMI mettre nañ en place 2 mécanismes jël nañ 50 milliards de dollars mooy 30 000 milliards de francs CFA. boo xam ne dañ ko teg def ñaari guichet benn bi dëkk yu pauvres yi ñooñu dañ leen di jox xaalis bi sans intérêt. pour ñu def face à la situation 40 milliards de dollars yi ci des yi mu jox ko les pays à revenu intermédiaire xëj na conditions yi dina xaw a changer tuuti mais pour te dire ñoom nu ñu jëlee situation bi au sérieux ñu wax ci lettre bi ne ñu ngi ñaax dëkk yi nga xam ne surtout ñi amul doole. ñu xool au plan fiscal nan la ñu defee ay arrangements pour que xaalis bi lu gën a bëri. moom mooy budget rek. ñu xool nan la ñuy jëlee ci xaalis budget bi jëmale ko ci santé parce que da koy laaj pour arrêter propagation bi pour jël en charge maladie bu FMI demee ba ne ñi nga xam ne amuñu ak ñoom programme sax dañ leen di jox xaalis ñi ñu am ak programme loolu moom mooy tekki ni may nañ leen rigueur bi ñu leen doon exiger. ci seen gestion budget. may nañ leen marge léegi ngeen jël xaalis dugal ko ci santé bi pour faire face à la situation. donc c'est très important. te dama ragal ni bu ñu demee ba ci cappaandaw la xëj na impact bi ñuy gën a ragal du doon impact sanitaire parce que nit ñi dañuy feebar di wër mais impact économique bu mu nar a am suñu échange par rapport à l'étranger. inflation bu mu mën a créer peut-être. je sais pas recettes yi nga xam ne ñooy wàññeeku ak yi ni mel ça c'est important ñun tam ñu anticiper ko bokk na ci plan de riposte bi. les impacts économiques et sociaux yi nga xam ne. coronavirus mën na ko am. en revenant sur le fait que effectivement au plan sanitaire dama ragal ni ñun suñu stratégie dañ ko waroon orienter un peu sur le fait que am na ay couches yoo xam ne dañ leen war a protéger mag yi
nañ leen protéger nañu xool nan la ministère bi di def pour protéger leen davantage que la population générale évidemment boo mënoo protéger ñi bàyyi population générale bi parce que de toute façon bu lawee rek dal ci mag ñi. Merci beaucoup mais nañu xool yan stratégie spécifique pour d'accord Souleymane Abdoulaye ñu ngeen baal ma ñu waxtaane ci benn rumeur nag muy ndax li ñu koy dégg comme loolu laa ko mën a jàppe parce que amuñ ci lu ma leer ndax jàpp nga ni mbiru coronavirus bi mën na dem ba jege diggante Amérique ak Chine li ñu ciy tudd ci seen diggante Ablaye ndax loolu yaakaar nga ko. waaw xam nga débat boobu dañ koy delloo débat scientifique. ok scientifique yi àdduna bi scientifique yu sérieux yi. di gëstu ci virus bi. jàpp ñu benn yoon ni état moo ko créé. wala jóge na ci kenn koo xam ne nii moo ko parce que gis nga ko Amérique ci boppam non seulement am na ay décès. Amérique sañul def loo xamante ni mën na wëlbatiku ci kawam loolu amul. ok loolu vraiment c'est-à-dire gis nga nag lu fi grande crise bu ne. am na théorie du complot te théorie du complot entreprise la industrie la boo xam ne c'est-à-dire day lal ay pexe yoo xamante ne nii da lay tegal ñaar ñett yoo xam ne nii da nga naan ndekete. mais lii. mënoo ko yaakaar yow scientifique yi. d'accord nañu ko delloo débat bi yow Souleymane scientifique yi. non man gisuma foofu problème. yaakaar naa ni feebar la bu ñëw rek génn nii. comme nu Ebola génnee en Afrique. ni yeneen maladies et cetera. Il y a une théorie du complot sur le sida. Il y a des gens qui disent que nit ñi ñoo ko inventé daf ko ci noir yi ak yi ni mel. mais c'est pas le plus important pour man le plus important moom mooy guerre commerciale bi nga xam ne. pas seulement commerciale scientifique et tout bi am ci vaccin bi. bu ngeen remarqué Ebola c'était ça Ebola c'est pas nouveau ni mu ko waxee sànq 76 la am Zaïre boobu ba léegi c'est vrai communauté internationale def nañ ci lu bëri waaye année yii weesu avant crise bi amoon 2014 RDC dañ doon gérer les résurgences day ñëw jël li muy jël ci ay bakkan ñoom ñu gérer ko mais amoon na benn médecin foofu boo xam ne amoon na benn protocole bu mu trouvé woon ci à partir sérum enfin da doon def benn système boo xam ne ñi feebar ba wër da doon jël comme ni ñu defee vaccin rek di si faj ñeneen waaye tubaab bi loolu promouvoir wuñ ko dimbali wuñ ko ci ba tey ji je pense qu'il a rejoint benn équipe de recherche boo xam ne moo doon travailler ci vaccin yi nga xam ne moom lañ développé je pense que foofu la ñu war a bàyyi xel maintenant au plan macroéconomique parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé fii au Sénégal nañu bàyyi xel en plus du commerce tourisme bi dina am problème bu mag a mag fii ci Sénégal parce que commencé nañ sentir effet yi fréquentation hôtel yi fréquentation sites culturels yi et cetera loolu moom ñoom ñoo ko waxal seen bopp ñu wàññeeku tourisme bi Sénégal rek lay am problème. non partout dans le monde lay am problème. non oui mais partout boo gisee tourisme place bu mu am suñu économie war nañu bàyyi xel tuuti ci impact bi nga xam ne dina ko am ci tourisme boobu. merci beaucoup Abdoulaye gis nañu nag dafa mel ni dafa am benn consensus bu ci am ci Sénégal ci politique gis nañu ne presque ñëpp joxante nañ ci loxo ci li ma gis nañu itam Guy Marius Sagna génn na ci kaso bi ñoo lànk ñu jàpp ni ci li ñu wax seen marche yi dañ koy teg ndax coronavirus bi joxante ci loxo loolu itam lan nga ci gis yow ci loolu. xam nga du ma gisaane kat mais ci fee yi tombe mooy waral ay gaaf comme ni ñu koy waxee rek ci wolof xëy na su yooyu xewee yéene yi parce que mën nañ ko yéene yi président de la République mën na bañ a doon sax am lu mu doon wure ci mbir yi mais ni mbir yi di demee mën na ko indil jàngat mu jàngati ni gis nga àdduna bi léppay jeex te dara jar fi yenn yi gis nga tey kilifa gu baax gi nga xam ne wàcc na liggéey ci yoon boo xam ne ni doon dem nattu def ko te gis nga loolu waaw te loolu ay jàngat la événement yu mel nii mën naa bañ a doon yéene président de la République ci succession d'événements yoo xam ne nii yàlla rek moo def mu tombe ñu am ci jàngat xam ni bu weesoo lépp ñoo bokk lépp ay jeex mais daf fi fekk nag lu fi nekk fii Sénégal ci kujje politique puisque ci loolu la ñuy waxtaanee xam nga fii mënatoo fee inventé lu wees wala lu gën a rëy dialogue bi nga xam ne ni moom lañ nekkee dialogue bi ku ci duggul yaa ci dugalul sa bopp point bu ñu fa tegul yaa ko fa tegul ñu ngi koy waxtaanee
waxuñu ni dañ déggoo ci lépp parce que am na benn boo xam ne nii am na ñu ne bëgguñ ñu wax ci. d'accord ci président chef de parti. ok dinaa si ñëw Abdoulaye Souleymane transition la ñu dugg rapidement ci beneen ponk bi mooy ñoo lànk wax nañu ne gannaaw bi Guy Marius Sagna génne dinañ ci ñëw sax ci génnin bi ak moom ci boppam ak kombaam mais soo seetloo daanaka ñoom ñoo occupé woon dëkk bi. ñoo occupé woon marché yi ñoom ñoo tey bu fekkente ni coronavirus bi tax na ñu taxaw est-ce que jàppaloo ni itam loolu mën na indi accalmie ci champ politique bi te loolu itam mën na nekk faveur ñi nga xam ne ñoo nekk au pouvoir. je pense que Ablaye wax na ko sànq tombé waral ay gaaf. ku nekk dina def exploitation bi mu bëgg situation bi opportunité la pour ñenn ñi menace la pour toute la population mais am na ñoo xam ne porox ndoll la ci ñoom pour ñu régler ay problèmes yoo xam ne ñu ngi ci woon loolu nag ci gouvernement bi ci ñoo lànk ci opposition bi ak ci ñeneen am na dossiers yu bëri of nag indi nañ fi seen rapport manifestation yi coono yu bëri na am na ñoo xam ne am na ay événements yu doon ñëw yoo xam ne xëy na on n'était pas si près que ça c'est opportunément que la ñu convoqué coronavirus pour annuler ko wala reporter ko ça permet d'économiser de l'argent pour certains et cetera mais pour wax spécifiquement ci ñoo lànk je pense que ñoo lànk wane nañ pas-pas boo xam ne bi ragal naa ni du ñu jël coronavirus comme prétexte au sens vraiment péjoratif du terme pour wàññi seen loxo wala yu ni mel. je pense que c'est sincère amatuñu choix parce que du ñu def benn rassemblement c'est-à-dire. Même exactement c'est-à-dire argument lay nekk pour le préfet ou le ministre de l'intérieur pour mu interdire lépp loo xam ni marche la wala sitting mënatul nekk. mais man je préfère voir le côté positif de la situation moom mooy que ni épidémie bu amee surtout sur une maladie boo xam ne nit ñi dañ ko redouter même si statistiquement c'est quand même. ñaari nit ci téeméer yoo jël ñoo ci ñàkk seen bakkan te boo jëlee segment population yi ñi nga xam ne ñoom lay dal am na yenn segment yoo xam ne c'est largement en dessous de 1%. Donc boo ko xoolee katu boobu bon franchement c'est une maladie grave sérieuse c'est une situation critique mais liñ ciy ragal li xëj na tamit nekku ci mais honnêtement je pense que c'est un moment quand même important boo xam ne nit ñi war nañ dal bàyyi lépp lu ñu jàppoon xeex lii ba mu jógee fii bu boobaa ñi doon dóorante continuer dóorante ñi doon xarabante Abdoulaye li Souleymane wax bu amee par exemple ñëpp def ennemi bi corona def ko adversaire loolu bu fekkente ni am na xam nga bu boobaa te kenn xamagul kañ la fiy jóge yaakaar nga benn animation amati ci wàllu politique comme opposition wala dara lan la mën a jur loolu. non jàngat bu njëkk bi mooy. glissement bi nga xam ne dafa amoon ci combat wu ñoo lànk. parce que xam nga ci combat wu cherté électricité bi la woon. ñu mujj ci jàpp Guy Marius Sagna. mobilisation ñoo lànk bi mujj lan la woon pour la libération de Guy Marius Sagna. d'ailleurs tax ñu changer trajectoire bi. dem camp pénal xëy na moom loolu revigoré na parce que mënuñoo xalaat ni déggul mobilisation bi manifestation bi loolu moo lay won ni am na glissement boo xam ne amoon na ci combat bi parce que nekk ak sa nit ngeen di xeex dara ba moom ñu téye ko c'est vrai da ngeen di bu ngeen tegul la nga xam ne ni moom ngeen doon xeex da ngeen di mujj wëlbatiku ni kii fexe mu génn te loolu mooy indi objectif ba nga xam ne moom lañ njëkkoon a yor peut-être que fàtte nañu ko c'est pas fait exprès. C'est pas à dessein mais li ko gënoon a urgent. pour ñoom mooy ki nga xam ne ni mooy seen njiit parce que aussi leader la ku ci fës la mu génnoon. xëy na nag moom tey. d'accord dina am position boo xamante ni mën na revigorer waat nit ñi. mën na leen a yokkaat fit. mais gis nga ko bi mu génnee ba léegi bon xëy na am na loo xam ne nii moom lay dox wala moom lay lijjanti wala moom lay. mu seet boppam ba pare parce que prison ñu wax ko yombul te moo tax nag. yombut ci tëj réew mi war nañ ko xoolaat vraiment damay dégg nit ñi di wax bu ñuy waxal yàlla te loolu nañ waxal yàlla te rek yàlla tax Guy Marius Sagna defu fi loo xam ne dañoo yaakaaroon ni day jëli palais bi vraiment même boo ñëwee ak xadar ci palais bi waay yoroo ngànnaay yoroo dara ci manifestation nga nekkoon rek peut-être tëj bi ba ay weer ak lu ko topp mënoon naa ëpp na ci nit dina def loo xam ne sax gën na garaaw ci yenn réew yu démocratie yi d'accord garde à vue boo ko amee bari na
garde à vue. Souleymane ci baal ma Abdoulaye ci forme bi ni mu génnee ay avocats yàgg nañ demander liberté provisoire kenn mayu ko maître Amadou Sall moo constitué wu yàggul mu def ko mu génn forme bi nga mu génnee ak ni mu demee ñu koy xaar gisuñu ko loolu aussi jaaxalu la yow Guy Marius Sagna ni mu génnee. jaaxal na ma jaaxaluma dans le sens où pour man suñu système justice bi daf ci am importance. te yaakaar naa boo xoolee pouvoir yëpp justice moo ci ëpp importance. mënumaa gëm ni justice dañ ko manipuler ba muy bàyyi Guy Marius Sagna en jouant sur des leviers politiques ak yi ni mel après diggante juge d'instruction wala doyen des juges d'instruction et procureur loolu tënkul justice du loolu kese justice gën na yaatu loolu mais système bi fonctionné la li ëpp importance moom mooy génn na du ñàkk fii ak diir dinañ xam ci yan anam la génnee mais honnêtement li Ablaye wax man laay wax problème bi du génn bi problème bi mooy détention bi liñ ko jàpp mois yii yëpp ak xaj ak seen bi am diggante moom niñ ko traité ak niñ traité ñi mu àndaloon ci combat bi ñu jàppandoo leen pour les mêmes raisons bunduxatal buñ ko bunduxatal bi noot buñ ko noot ci prison bi man loolu moo ma gën a jaaxal que ni mu génnee parce que il fallait qu'il sorte te peu importe le moyen ni mu génnee jaaxalu la ni mu génnee ni mu génnee ni mu génnee yaakaarloo ni deal am na si. non deal peut-être que du deal. donte moom bindoon na lettre ne amul du deal soxlawul benn compromis bëggul yooyu yëpp. ñi ko génnee ala kulli xaal ñi ko génnee am na lu ko lal ñi ko génnee moom am na lu ko lal c'est-à-dire ne xaaral comme dëkk bi peut-être tàng na te soxlaatuñu ay manifestations pour libération de Guy Marius Sagna parce que soo ko bàyyiwul. doo mën a tere nit ñi manifester. ok. pour empêcher nit ñi manifester pour loolu. li ci des ñu waxtaanee ko ba teg ko ci suuf lu mën a nekk la ñi ko génnee moom ala kulli hal am na loo xam ne nii moo fi jaar parce que li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi atteeguñu ko. d'accord Souleymane da nga may baal parce que li ma la téyee xam naa ne yàgg na. li nga xëy ak liggéey yëpp. maa ngi jégalu mais ci question yu mujj yi rek la ñu jëm. nga baal ma résumer rapidement parce que xam naa sa ay préoccupations. professionnelles waxtu bi nga war a xëy bi nga war a liggéey yëpp xam naa ko. maa ngi jégalu ci téye bi. mais li ma bëggoon ñëw mooy mbiru coronavirus bi aussi dafa ñëw ci moment boo xam ni troisième mandat wu président de la république dafa ci nekk. dafa taxawoon ñu dégg ci premier ministre am lu mu ci wax ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne Mbaye Ndiaye aussi am lu mu ci wax coow li am aussi ci biir partem surtout notamment loolu lan nga yaakaar ni am na sax ñu njoxtu ni peut-être voilà xëy na ñoom loolu dina leen arranger pour ñu mën a évacuer loolu ndax yaakaar ngeen loolu mën na demee noonu. troisième mandat bi bien sûr. pour que ñu tout est possible gis nga suñu démocratie yi. ay démocratie yu sooxe la. parce que éléments yi nga xam ne ñoom ñooy constituer démocratie amuñu lépp matale wuñ ko. parce que démocratie tamit dafa laaj peuple boo xam ne dafa conscient buy voter en âme et conscience di voter et cetera limitation des mandats dafa bokk ci melokaan mandarga. démocratie ak état de droit loolu bu ko ñëpp intégré wul bu boobaa day indi ay jafe-jafe beneen bi moom mooy non dafa ñuy delloo sax ci parti unique wala leneen dafa am lu mu ñuy delloo responsabilité bu amul limitation ci leneen la ñuy delloo loolu absolument alors limitation loo xam romb nañ ko bu yàgg alors limitation mën na nekk 5 mandats maintenant lu jëm ci pas plus de 2 mandats successifs loolu constitution bi moo ko wax disposition transitoire pas transitoire yaakaar naa président moom ci boppam bi muy wax. te dafa am sax lu mu ci wax ba mu leer. non baal ma je pense que Chérif am na maa ngi jégalu Vieux Diouf am na ko. ci élément sax mu fàttali ñu tuuti li nga xam ni moom la ci président waxoon. après ñu wéyal ko. Vieux bu fekkente ni disponible na s'il vous plaît kaddu yi président yëkkati woon ci mandat boobu. deuxième et dernier mandat. oui c'est clair que constitution bi man maa ko bindul. bi ñu defee bi ñu ramené mandat bi de 7 à 5 ans dama ne le mandat est de 5 ans renouvelable une fois dama yokk ci beneen couleur boo xam ne c'était pour tuer ce débat mais comme le débat persiste toutefois
nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Si je suis réélu ça veut dire je fais un mandat. Donc man si sama li ma jàpp ak li ma gëm mooy bu ñu ma falaatee j'ai fait mon second mandat de 5 ans te nekk 7 plus 5 il faudra partir. C'est ça l'option fondamentale. Bien sûr. C'est ça la constitution maa ko bind maa ko proposé maa ko woteelu donc foofu lañ toll mais malgré clause yooyu yëpp quand même le débat persiste loolu mooy li ma si jaaxal kon nañu réglé gum suñu wàllu deuxième mandat comme deuxième mandat la. jërëjëf yaakaar mooy li nga doon wax. li nga xam ni moom la wax te notamment moom daf ko personnaliser. moom personnellement parce que mën nañu wax ni sax ci article 27 bi d'habitude ni ma koy waxee loolu lettre bi la waaye moom esprit bi daf ko leeral waxal ko boppam ñëpp dégg ko. doon je pense que amul luñ ci mën a revenir aat wax dëgg yàlla mën nañ ko nangul bonne foi am su ma juumul yow pour yow ndax yaakaar nga ni war nañ ko mën a nangul bonne foi moom président ci briguer un 3e mandat nekkul ci xelam. alors yaa am na bonne foi. waaw. am na loo xam ne mënuñu basé wu ci bonne foi wala ci kàddu président constitution la dañ ko voté. ok institution constitution la ñi ko war a interpréter bu nekkee dafa am lu ci lëndëm ñu ngi fi waaye vraiment bu amul lu ci lëndëm nañ ko appliquer maintenant li inquiétant moom mooy ñii di yëkkati débat bi yëpp. looloo tax ñuy wax. biir palais lañ nekk. looloo tax ñuy wax Souleymane. ay jegewaayaleem lañ. ñoo xam ne bu ñu yëkkatee dafa mel ni moom moo wax. merci donc qu'on fasse attention. d'accord nit ñi di wax ni waruñu yëkkati kii bi parce que on est à 5 ans et cetera non mais bu ñu ko waxul tey dinañ ko wax ëllëg. bu ñu ko waxee ëllëg si c'est trop tard. dinañ def lu ëpp wax. te loolu baaxul ci réew mi. Abdoulaye lan ndax mën nga ko nangul moom président bonne foi am ci lu aju ci mandat bi donte dégg nga ñi nga xam ni bokk nañu ak moom langue politique ni ñu yëkkatee kàddu yi. ngañ xam nga leneen moo fi am aussi loolu lu fi nekk la li ñu teg lu fi nekk la. li ci mujjee mooy du ma wax ndax damay. je pense loolu parce que loolu moo gën a garaaw lépp. c'est-à-dire du ma wax. ne damay wut mandat am déet parce que mooy mën naa ko wut kon. d'accord ci xel bu gàtt. d'accord bu fekkee baal ma rek ma laaj ko vieux s'il te plaît bu fekkee disponible na propos yooyu nga xam ni wax nga ko venant du président ñu déglu ko vieux Diouf. beaucoup excellence Babacar Fall ñu wéyal rek benn journaliste benn laaj nga jébal sa laaj. troisième mandat bi président di bañ ci dégg en tout cas ñi mu faral ñun moom mais président saa yu ñu la ko laajee da ngay tontu ni jotagul maa ngi doog a falu mais je pense que 31 décembre occasion la pour nga wax sénégalais yi ba xam 2024 da ngay présenté wu wala doo présenté wu oui wala non. du nekk oui du nekk non waxtu wi daaw laaj ngeen ma laaj bi lu jiitu daaw avant may dem campagne nit ñaa ngi koy teg wax la joo xam ne ak lu ma ci mën a tontu tey du fay wax ji parce que dafa am ñoo xam ne loolu dafa leen soxal te man dama jàpp ne dañ ma dënk ci kóolute mandat boo xam ne dama ko war a liggéey ànd ko ak ñi ma tànn ñu may gunge ñu liggéey ko ngir askan wi li ñu fi wax yëpp tey ci courant bi ci wérgu yaram ci liggéeyu xale yi mais loolu moo ëpp solo nekk fii di waxu mandat bu yegg seegul te am na suñu benn sëriñ sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daan na wax nit ki loo weesu bu ci waxati loo nekk ca rek tey liggéey lu ñëwagul nag maandu ca ndax mbiru yàlla xel bu tey moom ku sa xel tey rek dafa fekk yow sa bopp nga am problème ndax jox nañu ma mandat maa ngi ci dox tey jii su ma leen ne du ma nekk candidat est-ce que xam ngeen ne sama gouvernement ci boppam kenn dootul liggéey ñu wax kook bañ ko waxee ci yem ndax su boobaa comme président dootul fi nekk ku bëgg wala ku da nga wut même ñu bëggul sax dana ñëw démarcher leen dootuñu liggéey ci liggéey bi ñu fi bàyyi juróomi at yi kon ban intérêt lay am bu ma nekk candidat la coow li ni tëll marché yi gën a bëri coow li bëri kon wax ji dafa jotagul ñu bàyyi xel li sëriñ bi wax yaakaar mais président kon moom gis na ni. nii wii nii non bi moo gën a dal non xam nga dal amul parce que débat bi mu ngi fi ci biir camp lenn moo am te loolu ci ñi koy xelal la xëy na à moins que mu doyloo xelam moom.
mais mu bëgg mandat bi mu ngi yàqal boppam mu bañ koo bëgg mu ngi yàqal boppam parce que xam nga lu tax. soo ko bëggee waxuma ni da koy am de mais su ko bëggee teel koo wax mu teel a dox jéego yi am ko moo gën a yomb ci moom su ko bëggul ala kulli xaal c'est-à-dire li mu waxoon ci ne man au ma dauphin ci géej lañ ko loolu amul. loolu amul président su ko bëggul war na am ku mu ko bëggal amul président bu nekk ci mandat ci àdduna bi bu fiy jógee. te doo jéem a lijjanti ki lay wutu. loolu ku ko nangu mu dugal ko sa xel. yaa nangu ñu foowee sa xel rawatina sax moom à son âge. voilà loolu moom vraiment loolu moom day dox suñu xel rek mais loolu moom nekkul. maintenant su fekkee ni bëggul mais su préparé wul gars yi bëreet nañu. day dem ba moment boo xam ne dañ leen di jiitu wala dañuy dem ba moment boo xam ne ambition yi ci biir camp day gën a compliqué lijjanti te tey situation boobu la ñu nekk. parce que ci camp dañoo njortu ni wax dëgg fa yàlla parce que li xam nga li graaw ci affaire bi mooy camp publiquement ñëpp kilifa yëpp koo ci jël te VAR baa ngi fi kilifa yëpp koo ci jël am na déclaration bi ñu mën a def ci wax ni non président jeexal na. donc ci camp ñu wax ko ñu bañ koo wax comme moom day wax ni li gars yi di wax ñu bañ ko wax ñu bañ koo wax dinañu sóobu ñu wax ko ñu bañ koo wax gëm nañu ni jeexal na donc ku nekk yaa ngi daas fanaanal ba tax na ñuy jiiñante di tamante dama tey parce que ku nekk bëgg na président jàppale la yow loolu mooy wax ji maintenant stratégie vraiment sur un plan sociopolitique mu ngi yàqal boppam mu bëgg mandat bi mu ngi yàqal boppam parce qu'il perd du temps mu bañ koo bëgg mu ngi yàqal boppam parce que préparé wul camp. d'accord est-ce que Souleymane gis nga ko noonu yow que mu bëgg ak mu bañ yëpp moom mooy perdant bi su bëggee te waxu ko perdant la su bëggul itam te amul koo xam ne tànn na ko perdant la ndax ni ko Abdoulaye waxee yow am nga gis-gis boobu. pour man wax ji sax du foofu c'est-à-dire destin de Macky Sall. Au-delà d'un mandat de 2 mandats de 3 mandats c'est important pour lui mais ñun wax dëgg yàlla amul lu ñu solo. ñun lu ñu amal importance te Ablaye wax na ko ñoom seen logique lañ nekk logique parti bi nekk au pouvoir moom mooy conserver le pouvoir donc muy 2 mandats di 5 mandats dina dem te bu demee. buy dem tamit il faut mu organiser moom nan lay def pour que ñi mu bokkal parti parce que moomul parti bi dafa bokk ak ay nit parti pour ñu am ay objectifs ensemble moom mooy gagner jël pouvoir bi maintenir ko di ko joxante seen biir donc pour man wax ji foofu sax la waroon nekk donc mu wax ni bu annoncé candidature am pour un 3e mandat gouvernement bi kenn du liggéey pour man na ma baal mais franchement c'est un non-sens d'autant plus que bu ñu xoolee ci sous-région bi boo jëlee Niger seen président dafa wax ni du def beneen mandat wax na ko depuis bu yàgg tous les 2-3 mois bu amee occasion rek dem ci benn manifestation réitérer ko foofu lu mu def mooy ci biir parti am mu bàyyi leen ñu kii seen biir ba mu tànn ki nga xam ne moo koy wuutu bu nekkee parti am moo gagné dara fekk ko ci kon lu tax ñu yaakaar ni fii Sénégal une démocratie mature bu ñu waxee ni président bi mandat am bu jeexee du porté wu candidat pour un autre mandat parce que constitution may ko lu tax mu yaakaar ni bu nekkee gouvernement boobu la am bu yeboo mu tax ministre am yëpp bu nekkee ay gouvernement boo xam ne bu président bi waxee ni man fii ak 5 ans du ma fi nekk du ñu liggéey tey ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place dans le gouvernement li leen tax a jóg du liggéeyal Sénégal liggéeyal seen bopp la bu boobaa amuñu fi place mais loolu franchement je pense que effectivement c'est un débat boo xam ne c'est un débat important c'est pas un débat essentiel pour le pays maintenant vraiment c'est sa responsabilité mon président de la République mu couper court à ce débat-là en ramenant tout le monde ci constitution bi fàttali ni constitution bi mooy li mu waxoon. constitution boobu mu posé problème Souleymane constitution boobu mu posé problème. amul benn problème. c'est-à-dire non si constitution bi xam nga constitutionnaliste yi nga xam ni mën nañ ci ràññee ku mel ni professeur Ababacar Guèye li mu ci wax lu leer la te je pense que moom moo ni. président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci constitution bi mën na def 3e mandat moo tax ma ne la constitution bi yow ngay évoquer ngay convier moo indi problème bi
loolu tax man la bu fekkente ni yow moom nga xalaat mu indi sa solution man gëw ma mu mën a indi solution bi li ma gis ci article 27 n'est-ce pas Ablaye wala Ablaye yow gis nga ni constitution bi débat juriste am na waaw débat juriste am na ci bind bi voilà débat juriste bi am na ba ñu ne nañ ci dugal disposition transitoire mais loolu mais yaakaar naa nag moo ci gën lan moo ci ëpp solo disposition transitoire boobu amul lu ko ci gën. waaw mais bu ñu parce que loolu moom moo ko mën a régler parce que loolu moo mën a wax ni mandat 7 ans bi ci la bokk. ñu avancé mais ngañ affaire bi mooy. tant que waxuñu ne mandat 7 ans bi bokk na ci 2 mandats consécutifs yi mais loolu tam dafay indi. mais c'est-à-dire affaire bi sax mooy président est-ce que moom warul a toll foo xam ne même bu ko constitution permettroon mu xam ni def na li muy def ay la yéwén dem parce que. esprit boobu la defee référendum bi. moo ko wax kenn saxalu ko suukar. loolu la ko defee kay esprit boobu la defee est-ce que moom waru mën a toll bu ñu demoon sax ne mandat illimité la nga def li nga xam ne ni moom nga war a mën a def dem. keneen ñëw war nañu mën a toll foofu am déet. je pense que war nañu mën a si vous vous rappelez bien bi ñuy def réforme constitutionnelle bi je pense pas que question mandat bi nekkoon le point central. yeneen avancé yi moo nekkoon point central. tout à fait parce que boobu ñu foogoon nañu c'est loolu. exactement dafa am ay dispositions yoo xam ne ay dispositions yu progressistes la changer rôle parti politique yi encadrement citoyen yi ak yi ni mel yeneen vraiment ay progrès les nouveaux droits loolu moo nekkoon wax ji du woon ay mandat effectivement lenn rek la ñu waxoon ci aspect mandat bi mooy jëlee na ko 7 ans indi ko 5 ans waaye encore une fois boo delluwaatee ci sous-région bi ñi yokk seen nombre de mandats yëpp noonu lañ tàmbalee. wàññi mandat tu as l'impression que dafa am benn genre un gourou là moom mooy conseiller tous les présidents di leen jaarale ci même yoon les débâcheries comme on disait à l'époque du nom du professeur Débâche nga xam ne Togo la nekkoon di fa def yi ni mel vraiment Sénégal weesu na loolu yaakaar naa toll nañ foo xam ne limitation de mandat principe la boo xam ne dafa war a inscrire suñu tradition politique on a toujours eu des grands hommes suñu premier président ba tey quel que soit seeni ay imperfections ku nekk am na loo jéem a bàyyi fii ci jëw bu rafet te yaakaar naa ni le moins que le président puisse faire moom mooy sàmm kàddoom c'est-à-dire tey jii effectivement am na ay enjeux yu importants tentation bi dafa rëy pétrole baa ngi ñëw 2022 2023 yaa ngi yore une vision à long terme jëm 2035 doo fi toog ba 2035 waaye xëy na bëgg nga gis les premiers fruits de cette vision là mais tu n'es pas obligé nga nekk président de la République mën nga laal sa pliant toog sa kër ñëpp xam ne li mu jur tey yaa ko fi jiwoon mais loolu c'est pas nécessaire nga nekk président de la République malheureusement Abdoulaye waxtaan bi mënuñu ko bañ a dagg parce qu'il faut me libérer suma directeur mu dem noppalu ji s'il vous plaît waaw yow aussi nga dem dallu ji surtout Abdoulaye oui tout à fait très tôt le matin su ko defee ñu bàyyi leen xel ci rajo Futur Média RFM 94.0 ñu leen di féliciter bu baax ci liggéey bi nga xam ne itam yéen a ngi ko ci def Abdoulaye lan mooy nekk sa kaddu bu li ñu fi waxoon waxati ko gis nga débat bu mandat bi comme ci lañ jeexal ñu des ci c'est-à-dire du jeex débat bi mënul jeex jusqu'au jour bi ñuy déposer candidature yi président bu ne woon tey nekkatuma candidat gars yi ne ko gëmuñu la da ñuy nax lu tax loolu mais parce que mais yow di nga ko nangul kaddu boobu non da nga naan day tuur lëndëm parce que aussi wax ji wecceeku na fi plusieurs fois donc tey bu ne woon nekkuma ma candidat gars yi ne ko non gëmuñu la da nga ñuy tuur lëndëm bu ne candidat laay doon moo ko waxal boppam ne na marche yi bari taxar naa si effectivement donc débat boobu kenn mënu ko jeexal mais jeexal ci dans le sens débat ñu koy waxtaanee ci penc bi comme moom ni mu bëggoon ne bëggatuma ku ko fi wax ci camp moom gis nga déggaluñ ko sax finalement parce que est-ce que tey day dàq ñi nga xam ne nii premier ministre Boun Dionne Mbaye Ndiaye ak nanga tey légitimer nañ presque débat bi légitimer nañu ko te ça va continuer te gis nga loolu moo indi tamante bi entre diw ba bon kàngam yi nekk ci parti bi Aminata Touré Amadou Ba ñu leen di bay def communiqué c'est quelque chose de très grave mais seen mbiri bopp la. d'accord bon mën nañ ko. merci beaucoup Souleymane ci. waaw man sama kàddu bu mujj xëj na dina la xaw a jaaxal tuuti genre appel la. woote yaakaar naa parfois dafa am ñoo xam ne dañ leen war a dimbali. yaakaar naa njiitu réew bi bokk na si ñi nga xam ne dañ ko war a dimbali mu sàmm kàddoom parce que man gëm naa ni bi muy jël réew mi bi muy gagné
ci programme bi mu proposé ak ci kaddu yi nga xam ne wax na ko gëm naa ne mooy li nga doon wax sànq. il est bien intentionné bonne volonté baa ngi fii mu des ni nit ki da ngay am sa bonne volonté waaye moomoo sa bopp nga bokk ci parti. fa am ay tiraillement am ay yu bëri yoo xam ne moo lay wër ba tax na xëj na ni nga ko bëggee woon doo ni ko defee. ndaxte doo am marge yi ngay kii marge yooyu ñun ñëpp ñoo war a booloo préserver marge yooyu marge de manœuvre. du carte blanche bu ñuy jox président pour mu def lu ko neex waaye ci li nga xam ne moom la ñu déggoo ak moom bi ñu koy nommé bi ñu koy votel mu nekk président de la république. réformer institution yi réforme mœurs politique yi. réforme gouvernance bi réformer économie bi transformer ko je pense que parti boobu la gën a réussir sax malgré les problèmes. parce que pont boo mënee defar 50 milliards nga defar ko 100 milliards am nañ pont. bëgg nañ ci lool. waaye 100 milliards nga ko defee wax dëgg yàlla yàq nga xaalis tuuti. côté boobu yaakaar naa sax moo tane mais yeneen réforme yi nga xam ne mooy réforme en profondeur yi mu waroon def yi dafa mel ni dañ ko tënk ba mëntu ko def. te li ko tënk parti bi ci la bokk. yaakaar naa am na ay pression sociale yi si nekk ay pression économique pression internationale ak yi ni mel. yaakaar naa nañ waaw góor. day sawarloo nit waaw góor ci li mu def li waaye li nga xam ne moo des vraiment na sàmm kàddoom limiter mandat bi def réforme yi par exemple tey conseil des ministres on a vu que na ma baal mais la directrice de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics dañ ko limogé bon tout le monde pense que c'est en lien ak rapport et cetera bu mu def des trucs ponctuels comme ça man gëm naa ni bëgg na réformer côté boobu